nuyoo yegg si waat na ñu bëgg nag waxtaane li nga xam ne mooy xew-xew réew mi nañu dellu si waat ci li xewoon fële ca île bu Madeleine nga xam ne jéye la joo xam ne Sénégal a ngi koy naqarlu ci bakkan yooyu nga xam ne rot na ci waaye it gaañu yi ci am ñu koy naqarlu bu baax a baax leneen loo xam ne it bëgg nañ ko waxtaane muy mbirum livre bi am na ay kàddu yoo xam ne jibaat na ci bii nag Ahmed Khalifa Niass moo yëkkati jox président de la République du Sénégal Macky Sall it tontu delloo ko loolu xam naa ne dañ koy cof rek jàll ci li nga xam ne moo gën a fës muy jéye jooju nga xam ne seetlu nañ ko ca île bu Madeleine n'est-ce pas Serigne Saliou. jaajëf Kalz wax nga ko muy kon ñaari information yi nga xam daanaka moom la réew mi xëyee muy kon coow livre bi ba tey dakkagul waaye lenn li ci bees rek mooy kàddu yi nga xam si ñu bëri ñu ngi ko doon xaar ci président Macky Sall te mu waxee ko fële ca Médina Gounass ak kàddu ci Ahmed Khalifa Niass doon sàkku ci moom leneen li nga xam si tamit moom la ñuy wéy di waxtaane ba léegi ndax daanaka ci fitna ak tiis lañ nekk muy gaal gi këpp fële ca île de la Madeleine waaye tamit ñeenti nappkat yi réer fële kon ca Joal Fadiouth mu nekk loo xam si tamit ay ñaari ponk la yu am solo yoo xam si fas yéene nañ ko waxtaane ci actu commenté bi. Dieye yaa ngi wéy ci comme ni ma ko waxee démb ak léegi bu suuf si noppee ci li muy def tali bi naka noonu fi mu ne nii ndox mi moom yëngatu na daa mel ni daal Sénégal fan yi ni ñuy xëyee ci ay xibaar neexul ndax ay bakkan yu rot ak ay jafe-jafe yoo xam ne mi ngi dal ci kaw askan wi keneen ku ñu fekk si waat ci waxtaan wi Kumba Ba na nga def. maa ngi lay nuyu Kalz nuyu naa auditeur ak internautes yi maa ngi nuyu Serigne Saliou moo ma feggool. ñu am mbégte àndaat ak yow ci suba si ci actu commenté waxtaan wi wax nañ ko léegi dañ koy njëkkee rek message bi nga xam ne wala kàddu yi Ahmed Khalifa Niass doon sàkku ci président Macky Sall mu mel ni tontu na ko de. exactement waaye nag Kalz li ñu ci man li ma ciy fustiger rek mooy yéex a yëngatu bi Macky Sall yéex a yëngatu ndax nekkul waa Tiwaawan la Ahmed Khalifa Niass njëkk a waxal yu mel ni daal teel a fay coow li moom moo gën balaa muy am yenn ampleur yi te heureusement Sénégal sunu kilifa diina yi am nañu mat goo xam ne lu waaye tëradi ak loo mënti wax ñoom toujours seen xel la ñuy jiital ndax boo seetloo démb bi Macky Sall demee ci xalif bu Médina Gounass moom li mu tontu bi ngir tëj wax ji dafa ne non seulement ñoom yónniwuñu ki nga xam ne moom mooy wax maanaam du seen émissaire moom Ahmed Khalifa Niass waaye daf ci yokku ni ñoom ki nga xam ne moom mujjee juddu sax ci sëtu Maodo yi ñoom seen kilifa lay doon kon yaakaar naa ñoom dañoo tëj débat bi kon yaakaar naa jaratul ñu fi nekk sax di indi ay coow Ahmed Khalifa yaakaar naa il a compris le message Macky Sall président de la République par la suite moom tamit avant loolu sax pourtant ci compte Twitter am mu ngi doon wax ak sénégalais yi nañu gën a dal nañu gën a woote ci jàmm période d'intempérie lañ nekk mais na nit ñi dal maanaam dafa mel ni aspëccëxoo la livre bi génn na am ku njëkk a génn wax rek ñëpp ñëw topp ci Ahmed Khalifa tamit ñëw daal di yokk li ñu naan la goutte d'eau qui a fait déborder le vase daa yokk ci xar mi karaw voilà donc comme niñ koy waxee rek genre débat yi du loo xam ne dañ ko war di yaatal li gën mooy ñu teel koo calmer ñëpp àndandoo ci benn wax ndax histoire du dëkk fu ñu ko mënti bindee Kalz ça a suscité le débat loolu du Sénégal la njëkkee parce que toujours dina am yoo xamante ni bi ay faay lay doon mais mën nga woo nit ki ci pet sax nga delloo si waat ko bu demee mu xoolaat ci tome 2 bi lan la ñuy bindaat yaakaar naa moo ëpp solo que ñuy wili pande wante c'est pas important. Serigne Saliou mu mel ni son excellence Macky Sall woote na ak dal. mi ngi noonu daanaka Kumba wax na ko muy dafa tëj wax ji nag lépp mi ngi jube woon ci bi Ahmed Khalifa Niass sàkkoo ni président Macky Sall ci boppam moo war a daal di wax kon ni jële xalifa général des Tidianes mu jële ko Tiwaawoon yóbbu ko Médina Gounass yamoo tamit ak président Sall doon dem foofu ca Médina Gounass ngir ay njaale gannaaw kon bi fa seen ki yore woon seen kàddu wàccee liggéey fële ca diwaanu Màkka ñu ngi koy ñaanal yàlla mu xare ko aljana foog naa foofu tamit tëj na wax ji moom président Macky Sall tey bon li ci ëpp solo lépp mooy te mu wax ko mooy nekkul ni njiitu réew président ak maaxaama moo mën a am yow yaay tànn ay xalif général wala yaay tànn imam buy jiite loolu président Macky Sall leeral na ko beneen bi ci des te mu am solo mu wax ko mooy bu ko kenn dugal ci affaire diine yaakaar naa moom mi nga xam si mooy njiitu réew moo gën a xam ni c'est une question trop sensible. Très sensible. te démb dafa am professeur Massamba lu mu wax Kalz lu am solo muy livre bi buñ ci jaare aussi di lijjanti ay comptes yoo xam si coow lu yàgg la te ku nekk xam na ni muy njabootu Médina Gounass muy njabootu maam Ibrahima Niass muy njabootu Tiwaawan ñoom ñëpp ay tiijaan lan waaye tamit coow yooyu noonu yàgg dafa am waaye tamit lu ci mën di am mooy li ci ëpp solo mooy ñoom ñëpp Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lañ gëm waaye kon buñ jaarale
jaarale ci livre bi ñu bëgg cee andi loolu noonu foog naa nag jaru ko sax nag jaru ko wax dëgg yàlla jaru ko atu këru diine yëpp benn la atu këru diine yëpp benn la te président Sall précisé na que Ahmed Khalifa Niass xaritam la woo na ko téléphone bi muy tolloog Tamba te bu fa jógaatee dina ko yaakaar naa ni tamit kàddu yooyu ko président wax xalif généralu Médina Gounass wax ko dina tax tamit Tiwaawoon ak ni ñu commencé woon am lu leen naqari ñu ànd ci ak dal am ci ndax daanaka tontu yooyu rek mën naa dalal lépp président Sall tamit mi nga xam si Ahmed Khalifa Niass moo doon sàkku ci moom loolu bu ko woowaatee téléphone ñu ñaan yàlla dal am parce que tamit war nañoo mën a waxtaane lu ne wala ñuy werante ci lu nekk ba mu des affaire u tarixa ak dama doon waxtaan ak benn waay barki démb mu ne ma ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñuy waxtaane nii bu ñu ko fekkee woon dañuy sax ree tàppante ndax da leen di neex loolu daf may fàttali ndax ci jàmm rek lañu dëkkee ak ñoom barki Dembo Ndiaye dama dem jël interview oustaz Pape Anne mi ci kër gi ñu ngi koy nuyuwaale au passage ku baax ma koy laaj ci li nga xam ne moom mooy fàttaliku gi ñuy fàttaliku ma Abdou Aziz Sy Dabakh yaakaar naa buñ ko tuddee Murid Tidiane Xaadir Laayeen kon Dabakh international la woon mu wax ma ci loo xam ne ci këru diine yi loolu moo tax ma ne ku xamul rek yow yaay toog di polémiquer mu wax ma cofeel bi El Hadj Abdoulaye Niass amoon ci Maodo ak yu bëri yoo xamante ne ay wëllëre lañu woon te booy seet sax danoo bokk ndax Médina Gounass ak Tivaouane kin mënu leen na xaajale te daf li góos ci wax ji mooy dama seetaan ci plateau Ahmed Khalifa Niass mu toog di wax ci ki nga xamante ni moom mooy Al Amin bay jooy kon am na moom lu ko lié ak njabootu maam El Hadj Malick kon toujours bu ñuy wax rek nañuy bàyyi xel lu bëri ndax am na loo xam ne ni ko sëñ Saliou waxee boo ko waxee rek da ngay toucher la sensibilité des gens et c'est à éviter faut pas vexer les gens il ne faut pas que ñuy dugg ci débat yoo xam ne après li muy yàq moom mooy ëpp li muy defar nañ dellu siwaat heureusement que président de la République il a compris jël na posture bi nga xam ne moom la waroon jël ndax nee na moom fépp amul xaaji ak seen fépp la bokk ndax moom moo njiital réew kon nday ji seex la te wane na ko exactement loolu mooy waree fam moom président de la République ndaxte ginnaaw bu ñu ko jiitalee ci wàllu politique aussi dafa war a tëddee njaaxaanaay comme ni nga ko waxee bu ay mbir amee mu yëkkati ay kàddu des fois sax xëy na teel a yëkkati kàddu gi du ci baax ba ñu koy déplorer mais li ci am solo mooy bu yëkkati ay kàddoom rek mu mën a jëriñ askan wi dimbali waale ñenn ñi nga xam ne xëy na ñi ngi ci doon am jiixi jaaxa ndax président moom kër gu ne lay dem ci këru diine yi te ku ci ne am na ak ñoom ay relation yoo xam ne yaakaar naa ni c'est à l'image du Sénégal mais leneen loo xam ne bëgg naa ñu yokk ko ci waxtaan wi également muy li ñu doon wax démb muy communication bi nga xam ne ña bind livre bi tamit war nañ ko def ngir mën a gindi ñenn ñi xamal leen ni mbind mi sax pareegul parce que démb professeur wax na ko dañoo tàmbali mbind moo xam ne jeexagul ñu tàmbali ko rek coow li jóg donc yaakaar naa ni communication tamit war na juddu jëm ci comité boobu communication war na juddu jëm ci ndax lu ñu bëree bëri démb boo seetloo maa ngi ko doon laaj professeur te tamit ngir ñëwaat rek tuuti ci li Kumba wax ci président Macky Sall yaakaar naa fi mu waxee nii man foofu la war a waxee te tam ndax dafa bàyyi ba Ahmed Khalifa Niass tudd ci turam mu soog koo wax ndegam moom mi njiitu réew nag moo taxaw ni du ma wax ci question bii nii waxatuma laa nag sénégalais boo xam si rawatina sax lam ci xam bariwul kon loolu rek yaakaar naa doy na exemple ci ku nekk ci ñun beneen bi ci des muy ci comité pilotage bi nga xam si ñooy saytu histoire générale bu Sénégal bi communication bi des na lu bëree ndax démb rek bi ñuy waxtaan ak professeur maa ngi koy xamal ne ko ñu bëri muy ñoo xam si ñu ngi bàyyi xel di ñu déglu li ñu jàpp mooy comité bi Iba Der Thiam kase la ndax coow li muy bëri professeur rek lañ ciy tudd professeur Iba Der Thiam naam ne nag bokk nañ ci ñi ko jiite beneen bi ci des moom professeur ci communiqué bi mu génn di ci leeral xamle na ni comité bi nekkul ni président Macky Sall moo ko taxawal lu yàgg la Ahmed Khalifa Niass moom dégg naa ko ci antenne yu RFM mu ni bokkoon na sax ci comité bi bu ñu ko doon taxawal ci jamonoy Khalifa Sall bi mu fiy nekk maire mu lay xamal ne kon loolu noonu lu yàgg la te tamit war nañ ci beneen bi ci des mooy ngir éviter lu mel nii dina baax même bu fekkee ni mënuñu cee boole comme li Bécaye Mbaye doon sàkku ay géwal wala ñu tarixa bu nekk ñu dem jël la ci dina baax tamit buñ waxee ci tarixa dara avant ñu koy fésal wala ñu koy bind ñu woo kër googa wala ñu yëkkati seen tànk dem ba ca kër ga wax leen ni leen lii ak lii lañ bind gëstu bi gën a yaatu très bien parce que tamit nekkul ni lu nekk ku nekk la neex la ñuy binde mais ñoom li am solo mooy nañ bind li am waaye tamit wax naa la démb ne la bu fekkoon ni danoo juum ci Dakar at yi lañ ko sànc wala feenee bu boobaa mu gën a compliqué très bien waaye affaire de tarixa wala këru diine boo fa duggee wax ci loo xam si loo fa warul wax la mën naa andi beneen waaye tamit bu weesoo këru diine yi li ma ci wax démb moo ci am bu fekkee tamit dañoo bind histoire Modou Fall jóg ne fàtte nañ
sama maam te ci histoire bi te defoon na lii ak lii day compliqué ni ko waa Sine defee yeneen dëkk yi ku ci ne bëgg a jóg ñoom it di réclamer la seen maam defoon yaakaar naa ne day xaw compliqué lool histoire dëkk bu ñu ko bindee ci àddina bi yëpp fu ñu mën a bindee histoire dina am yu ñu fàtte wala yoo xam ne dinañ ko ci bëgg a dolliwaat donc yaakaar naa ni coow bi mu jur daal lu ñu war a éviter la dinañ ci dellu siwaat mais également am na keneen ku ñu rejoindre ci studio bi comme d'habitude Mamadou Fall bu ñu seqee waxtaan wi daf ñuy fekk si moom it ci rédaction bu King FM la bokk Mamadou na nga def. maa ngi lay fay Kalza di nuyu Serigne Saliou ak Koumba Ba rafetlu ñëw toog ci jotaay bi. fi ngeen nekk nag am na solo lool mu di bindub taarixu Sénégal bi nga xam te ni comité bi Iba Der Thiam jiite. ñu nekk nag ci lu toll ak ñeenti téeméeri bindkat. chercheur ni ko sëñ Saliou waxee lu yàgg la. Ahmed Khalifa Niass wax na ko nee na jamonoy Abdoulaye Wade la woon. Abdoulaye Wade moo njëkk sax yëkkati koppar jox leen ñu démarré. boobule recherche ngir kon mën a indi bile livre. bi Abdoulaye Wade demee nag yëf yi tege woon tembe ci wàllu koppar ñu ñàkkoon ko Khalifa Sall. mi fi nekkoon maire Dakar moom la Iba Der jaay sax la wax jaay concept bi. mu yëkkati xaalis. loolu ay kàddu Ahmed Khalifa Niass la ay kàddu Ahmed Khalifa Niass la jox ko mu mën a kon. wéyal liggéey bi ba après président de la république Macky Sall dugal ci xaalis ba liggéey bi mën a yemb mais li am solo mooy taarix boo koy bind réew mi dafa am ci ay kuréel yu mu tëdd c'est vrai dafa laajte li nga xam te ni mooy liggéey scientifique xëy na dina am yenn yoo xam te ni da koy xaw a bàyyi waaye boo dee xool réew mi ay tarixa ñoo ko ŋànk bu fekkee da ngay laal tarixa yooyu mënoo bind livre te demoo waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy sëti ak doom yi ci tarixa yooyu nga xam te ni seen i maam wala seen i waajur ñoo ko sos ñoom nag fenn rek la ñuy kon ànd ak ñoom rafetlu seen humilité moo di Iba Der Thiam ci boppam nangu na ni dinañu kon gëstuwaat ngir mën a bindaat histoire bi ndaxte histoire bi boo dee xool li ci ëpp ñu ngi ko def ci ay mémoire yoo xam te ne ay nit ko bindoon ay article de presse loolu waral sax ba turu Maxali Ndiak Ndoy nekk suñu naataangoo bi nekk l'Observateur feeñ ci livre bi ñu def journaliste chercheur bokk kon ci rédacteurs yi par accident parce que lui dafa defoon li nga xam te ni moo di benn reportage à Touba bi mu ko defee ñu jël loolu copie collé mooy wane ni kon liggéey bi manqué na sérieux trop. gëstu bi des na Alioune Tine bi ma ko jëlee mook imam Kanté li ñuy wax dafa leer dafa ni wàllu bind livre dafa laaj liggéey bu méthodique bu scientifique et puis boole ñëpp kon ñi nga xam te ni ñoom ñooy rédacteurs yi ñoom Mamadou Fall ñi nga xam te ni ñoom ñëpp ñoom Boris Diop ñoom pas Boris mais Iba Der Thiam nañu dajawaat ci ab kuréel gisaat kër diine yi duggaat ci la collectivité lébu parce que tey defe naa buntu yëpp ubbeeku na même bu fekkoon tëju na ñu bind li nga xam te ni moo di histoire u Sénégal ci ni mu nekk ak ni ñu leen ko ni ñu ko nettalee jërëjëf Mamadou Fall loolu mooy kàddu yi mu yëkkati jëm ci livre boobu nga xam ne ubbi nañu waxtaan wi ñun depuis démb mais également leneen loo xam ne dina ko yitteel moom ndax démb àndoon na ak rajo Futur Média nekkoon fële ca île bu Madeleine fa nga xam ne fa la jiyee ja amee noonu tax sax ñu def transition rapidement pour mën a waxtaan ci beneen sujet bi ñu tànn ci suba si mooy loraange yi nga xam ne géej gi def na ko xibaar bi nga andi léegi mooy mool yooyu nga xam ne réer nañ ñoom it tegu ci li nga xam ne moo xew île bu Madeleine ni ki bërki démb ñu fanaanee ko bërki démb yewoo ko démb muy naxar boo xam ne sénégalais yépp ko naxarlu xëy na nag maa ngi dégg ci yenn rajo yi nekk ci réew mi teqale ko ak bateau le Joola moom c'est un peu trop parce que duñu benn voilà pour loolu naufrage la woon te wax dëgg yàlla ñaanuñu yàlla dundaat lu mel noonu mois de septembre ndox mi day xaw a yeb Sénégal tuuti c'est un peu dommage mais li ñu mën a wax rek mooy la xewoon île des Madeleine nguur gi am nañ ci taxawaay bu mat sëkk démb ci ay information bi ñuy yëkkati ay chiffres di wax am na juróom benn nit yu ci ñàkk seen bakkan ci ngoon gi ma déggaat ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu wax ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan alors communication boobu aussi c'est des fois ça pose problème Serigne Saliou ak Koumba ñu ne ñaar des fois ñu ne ñett bu ñu jógee ne ñeent ministre bi ci boppam maa ko dégg démb mu ne bilan bi ñeent rek la ñi ci gaañu wala rescapé yi ñi ngi toll ci 37 si je ne me trompe pas wax it matukaay yi nga xam ne nguur gi jël na ko
loolu kon faay la laata may dem ci transition bi rek même ci li ñu nekkoon léegi histoire générale bu Sénégal faay yi ci communication dafa bëri trop suñu réew ndax yaakaar naa bu ñu tàmbalee woon ci tàmbali tega maanaam dem seeti ñooñu wala dem gëstu comme ni ko Modou Fall waxee dem à la recherche de l'information dem fu gën a xóot communiquer ci li nga xam ne noonu la ñuy dérouler seen liggéey kon tey peut-être on n'en serait pas là ba tey ci naufrage bi tamit communication foofu tamit am na jafe-jafe parce que am na ay médias yu ne 6 personnes la ginnaaw ñeent ñi nga xam ne faatu woon nañ am na ñaari blessés yoo xam ne mujj nañu faatu bu ñu ñëwaatee tey ñu nañu ministre bi dëggal ni kon 4 morts la y a de quoi s'inquiéter te il faut que ñu dem jusqu'au bout surtout ñun presse bi dem xool exactement lan moo xew bu fekkante ne mën nañ am accès ci information yi dëggantaan ñu dem xoolu ji ko Serigne Saliou. mi ngi noonu Kumba yaakaar naa coow jóg tàmbali na cee juddu ndax nag ñu bëree ngi naan batalo Joola wax dëgg yàlla nag moom dayo bi àggut foofu naam ne ndax bu ñu ci xibaar yi nu mujjee jot moo di li muy bari bato bi gaal la sax gaal goo xam si ñaar fukki nit la waroon a yàpp mais ñeent fukk lañ ci def xam naa ni ci ni mu gën a yaatu dinañ ci ñëw ak Modou Fall mi nga xam si moom demoon na ba ca barab ba moom la fa groupe Futurs Médias yabaloon waaye liñ ci mën a jàpp rek moo di am na waroo goo xam si mi ngi ci am ndax président wala ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom ba tey mi ngi nekk fa mu nekkoon nee na ñeenti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan daan ba pare ni yam na foofu ba pare nag ndax ba fii kenn mënagut a wax ni yam na foofu nag même bu fekkee mais ndax réer da cee am même bu fekkee loolu nag mooy problème parce que question c'est ça la grande question tey ndax tey ci l'observateur booy xool Aly Ngouille Ndiaye loolu la fa wax que ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan mais la tribune ñoom li ñu wax mooy juróom-benn ñoo ci ñàkk seen bakkan déjà fu loolu rek leerul ci boppu askan wi am na sax ay xibaar yu ni jot ñu ni peut-être dañoo xawoon isolé taskatu xibaar yi xam naa loolu dinañ ci ñëwaat ak def tamit mi ngi noonu doy na waar daal moom bu amee tamit bul nëppal waxal rek waaw wax dëgg ndax li am na ba pare waaw ndogal la suñu borom andi na ko dal na ci seen nguur waaye bul defar sa nguur bay nëppal ay bakkan yaakaar naa loolu it musiba la parce que am na kenn koo xam ne ci famille yi la bokk waaw mais démb da doon naqarlu nee na joxuñu leen xibaar yi nga xam ne moom lañ leen war a jox dañ leen bàyyi nii rek kenn waxu leen exactement ce qui se passe mu koy déplorer ci li nga xam ne moom mooy Mamadou Fall droit à l'information dafa am droit à l'information dafa am mu nekk loo xamante ni nag Sénégal kon da ko war a respecter parce que dafa ratifier li nga xamante ni moo di charte africaine de la presse je crois su ma juumul mais boo dee xool li njëkk ñu nemmeeku ko mooy journalistes yi dañ leen di xañ ñu def seen liggéey def suñu liggéey moo di démb fanaan nañ presque Soumbédioune yaa ngi fa woon waaw affaire yi mu ngi am barki démb ci 17h tàkkusaan gi ci la am mool yi dem porter secours ce sont les pêcheurs yi nekk foofu ñoo fa jiitu et pourtant dégg naa man ci sama nopp bii Aly Ngouille Ndiaye ne ñoom jiituwuñ fa sapeur yi ñoo fa jiitu waaw man de dégg naa moo ko wax waaw defe naa image yi war nañ ko seetaan loolu yëpp ci rafetal communication war nañ ko seetaan ci TFM mool bi mu koy wax ni ñoom ñoo fa jiitu daanaka bu ñu fa jiituwul woon sax mu ne làmbaay ñaaw ba ñu demee ñi ñu mën a sauver nañ leen maanaam jël leen yóbbu leen ci île bi ñi nga xam te ni fekk nañ leen ñu faatu tëmb tamit ñu jël leen yégal ci kaw daanaka na ñoom sax ñoo namoon indi rescapé yooyu mais def ci am ñoo xamante ni dañuy doytuñu yéegaat ci gaal gi te yow la yaa fekkee waaw ñoom hélicoptère rek la ñuy jël looloo waral kon seen fanaan gi ak jafe-jafe yi ñuy wax tamit ni temps bi nu mu meloon ul la boo xamante ni ñii ne 3 mètres ñii ne juróom-benn mètre moo yéegal gaal gi daaneel ko bi mu ko daanelee mu am ci kenn koo xamante ni moo di jarbaatu Sidiki Kaba. yéen ban situation ngeen fa fekk. ñun li ñu fa fekk mooy ay famille yu désemparées yoo xamante ni bi ñuy ñëw c'était vers 7h bi ñu ñëwee toog fekk nañ fa famille lu mu teel. climat bu triste ñu toog no c'est-à-dire ñoom ils étaient désemparés parce que amuñu information. toog nañ fa les secouristes sapeurs pompiers yi bi ñuy indi seen éléments yi ñu ngi fa bi 10 plongeurs yi également di demee à 7h30 ci la 10 plongeurs yi duggee ñun boobu ci la ñu xayma ni sax ni njort ni peut-être recherche yi dañ koy wéyal fekk boobu ministre Aly Ngouille Ndiaye wax na ci antenne RFM ni ñeent wala ñetti nit porté nañ leen disparu maanaam gisuñu leen. et c'était un peu tôt quand même. c'était un peu tôt à 7h faire un bilan à 7h30. Ah oui. C'est-à-dire bu fekkee ci wàllu communication bi ngay wax. ñoom dañoo sooxe boo jëlee ministre de l'environnement je crois c'est lui moom moo waxoon 5 décès déjà
5 décès la annoncé woon. Au moment ba tey ci nguur gi. au moment où Aly Ngouille Ndiaye. mu ngi doon annoncé 4 décès. Aly Ngouille Ndiaye ci antenne TFM yi parlait d'un enfant de 6 ans. En réalité c'est une fillette d'1 an 8 mois c'est-à-dire xale bu jigéen la bu am at ak juróom-ñetti weer tudd Anna Niang. démb waxtaan nañu ak juróom bu góor. yaayam moo demoon ci excursion bi. ànd ak ñetti doomam. Anna moo ci gën a féete ndaw. donc ñaar ñi sauvé Anna moo mujj des. keneen ki ci faatu moo nekkoon garde forestier bi wala garde côte bi. moom dafa liggéeyoon ci île bi 17h di jot bi nit ñi di wàcc muy wàcc je crois moom moo ci sant Touré. certain peut-être Pape Touré. fa lañ fekk ay mbokkam. d'ailleurs boo xoolee ci vidéo xam nga li ay wax yu leer la. boo fekkee vidéo bi. ki doon aalu naan waxuñu ñu ay information parce que dañoo toog ba 11h bi ñu toogee ba 11h parce que tout le monde pensait que ni xëy na rescapé yeeg ñooñu ñëpp foofu lañ leen di indi ci parc bi. c'est après qu'on a eu l'information comme quoi qu'ils ont été transférés ou transportés directement fële marine nationale. noonu après sapeurs yi dem nit ñi dem. kenn waxul famille victime yi benn information après kooku ci la aaloo kooku mooy le frère presque du père d'Anna c'est-à-dire la fillette de 2 ans. moom moo doon wax naan du yoon. c'est-à-dire mënuñu fi toog nii waxuñu ñu dara ainsi de suite di aalu ki ko doon jéem a dalal moo nekk. moo nekk président association des pêcheurs bu Soumbédioune. moo ko doon jéem a dalal noonu ne ko ñun ñoo demoon xam nañ li fa nekk ñii ngi ci jàmm ñi faatu ñu ngi leen jot donc ñooñu la ñu déporté woo ñëpp ñii dem marine nationale ñii dem hôpital principal de la marine nationale ci lañu transféré donc ñi nga xamante ni moom mooy les rescapés. les français ñu yóbbu leen fi nga xamante ni moo di pavillon France d'ailleurs foofu la liste bi nekkoon. La liste boo ñëwee da nga koy consulter il y a la famille du propriétaire bu restaurant bi ki moom restaurant bi nekk ci parc bi. kooku famille am bi ñu ñëwee man maa leen laaj en personne ñu ne ma xool nañ liste bi mais gisuñu ko. et pourtant mi ngi woon ci affaire bi. D'ailleurs il a été déjà déclaré comme personne décédée ci affaire bi ñoom ñu ne ma ñu ngi koy xool mais gisuñu ko. Un certain Saliou je crois xool nañ liste bi pavillon France. gisuñu ko mu réer leen. ñu dugg service d'accueil d'urgence di ko xool man au moment où on nous interpellait pour ñu yóbbu ñu ci brigade bi man boobu j'étais avec le papa de Anna c'est-à-dire la fillette de 2 ans moom laa doon discuter moom foofu la yëgee ni doomam bu jigéen ci la bokk donc c'était émouvant quoi. jooy woy Anna dem na si la bokk ainsi de suite et puis l'autre frère a dit que même la maman de Anna était sous le choc. donc moom moo am assistance psychologique donc décor la boo xamante ni dafa triste kal boo nekkoon hôpital principal démb c'était tellement triste et il y avait des familles également qui cherchaient leurs proches am na ñu nekk ci ñu toogoon ci morgue bi am na ñu toogoon ci accueil bi boo duggee hôpital principal di xool seen i nit ba du ñu fay jógee ñoom gisuñu ko. C'était compliqué. gisuñu ko donc c'est une situation vraiment compliquée et déplorable de temps en temps parce que gis lu mel ni ci Sénégal ak ni Sénégal amee ay matukaay quand même. pour war a mën a taxawu mais li gën a grave c'est-à-dire comment se fait-il tu peux transporter des gens ñuy dem île Serpent wala île Serpent wala ñuy dem île des Madeleines nga leen di transporter ci pirogue boo xam te ni 20 personnes la war a jël gis nga ko le témoignage ci populaire yaa am na benn quotidien bu ko génnee que rescapé bi dafa ni la 40 la ñu plus de 40 sax même ñu ne ñu yàlla baax na dinañ yegg quoi te en réalité boo déggee les chiffres ñoom ils te disent combien 4 décès 37 rescapés fais le calcul ça fait 41 personnes c'est énorme ñeent fukki nit ak benn ci loo xam ne ci benn gaal loo xam ne 20 personnes la waroon a jël. loo xam te ne 20 ñu doublé ko ba teg benn. xam nga bu weesoo sàggan gi nga xam ne xëy na ñi yor pirogue yooyu sàggan nañ ko wala jëluñu seen ay matukaay wala def nañ lu leen neex bi jéey ji amee ba pare aussi ñun li ñuy xaw a déplorer des fois mooy communication bi ak taxawu ba ca war démb pour dire vrai damay déglu Aly Ngouille Ndiaye ci benn rajo vers 17h ñu jël ko en direct muy waxtaan ak ñoom mais tu as comme l'impression que sax ministre dafa énervé ci questions yi ñu koy posé c'est-à-dire que il n'avait même pas envie de répondre ci questions yi nga xam ne ñu ngi ko doon posé alors que moom la ñu war a laaj
kan la ñu war a laaj keneen ku dul moom ndax moom la ñu dénk kaaraange réew mi moom la askanam nekk ci ay jafe-jafe bu ñu waxul ak nguur gi kan la ñuy waxal. mi ngi noonu mbir mu doy waar la te tamit li ci gën a yéeme mooy booy xool li Modou Fall nga xam ne si teewoon na ci mbir ma wax ak li nga xam si moom ngay jot sax dafa mel ni yàlla ak yàlla te wax dëgg yàlla dañoo am droit à l'information comme li ñuy wax dañoo war di wax nit ñi li nga xam si moo xew non seulement metti na trop nga lorule ba pare tamit xamoo mbir mi nan la demee beneen bi ci des mooy taskatu xibaar yi fa dem ñu tere leen ñu def seen liggéey ni ñu ko war a defee loolu aussi lu ñuy ñaawlu la te li nga wax Kalzu lu nekk dëgg la Aly Ngouille Ndiaye boo déggee sax ni muy waxaate ne ñeenti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan bu ko kenn yokk affaire yooyu noonu da nga xam ne kii ni dafa mel ni ku mer dafa mer waaw mi ngi noonu kenn yokku ko mais tamit leerul ci nit ñi bu baax a baax li nga xam si moo war a am bu fekkoon ñoom taxaw nañ tey jii wax ni mbir mi nii ak nii ak nii la demee réellement bu boobaa yaakaar naa du jur yenn coow yi problème oui Koumba. Oui, Kalse problème communication mooy ñëwaat et puis c'est vraiment dommage mais yu mel nii bu amee même booy xool bateau la Joola lu mu amee ci guddi si rek day mel ni dara bu xewee nit yi dañuy paniquer il faut que organisation am même communication gouvernement dafa am ku ko war a yor la personne indiquée bi nga xam ne bu dara ne tëll moom moo war a wax et puis nanu bàyyi bu jëyee amee nit yi di paniquer di jéem a amul lu ñuy rafetal li xew nañ ko expliquer nit ñi parce que jusqu'à la preuve du contraire man je pense que ni y a des non-dits dans cette affaire là et puis xam naa bu gënee dem ba ñu gën a xuus dinañu gis leneen yoo xamante ni bii ay information yu ñu waroon dévoiler la wax ko famille yi nga xam ne dañoo am ay victimes ci biir mais wax ko askanu Sénégal ñu xam parce que maa ngi gis tey sax ci presse bi benn rescapé boo xam ne day témoigner vidéo la di wax affaire bi nu mu demee mais da ngay xam ne exactement sunu kilifa yi de façon générale parce que bii bateau Joola di am boobu fekkagul président Macky Sall nekk au pouvoir mais même boobu entre bi affaire bi amee defe naa temps yooyu Walf moo fi nekkoon média bu gën a kii bi affaire bi amee ba ñuy joxe information yi toujours day am luy changer Modou Fall au fur et à mesure ñuy dem da ngay sentir ni kii wax na lii pourtant ñoom ñëpp ci gouvernement bi lañ bokkoon mais da ngay sentir ni kii wax na lii mais exactement du lii moo xewoon bu keneen ki ñëwee ne non finalement askan bi dañuy réer ñu ñuy wax même ci chiffres yi amoon ci bateau Joola yow Kals récemment ngay dégg ñu naan la ay 2000 morts ay kii mais à l'époque je pense que maire boobu comment il s'appelle la première femme bi nekkoon premier ministre ci Mama Diop Boy moo njëkk a communiquer ci affaire bi mais chiffres yi mu la doon jox ak après chiffres yi ngay déggaat ci ëllëg si mooy li ma lay wax rek failles yi dafa am te failles yi am ci communication ñeel ci sunu gouvernement yi dafa bëri question bi di posé wu mooy est-ce que am nañ des gens yoo xam ne ñu xam nañ lan mooy communication yuy nekk ci seen staff yi di leen conseiller Modou Fall xam nga li may wax communication dafa am ñu koy gérer bu dara xewee ñi ñoo war a wax loolu mooy li important ñu wax nit yi lan moo xew mais à chaque fois nii la bu jëye amee rek ñu paniqué bu kii génnee wax fii kii génn wax fee teel Modou Fall bëgg naa ñëw ci yow surtout ci suite bi parce que mbir mi jeexagul c'est quand même une chose à suivre ci doxalinu nguur gi ak ña nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ak également enquête bi nga xam ne ubbi nañ ko ci ndax dégg naa tamit Aly Ngouille Ndiaye wax lu mel noonu dañu nekk ak kenn ci téléphone bi muy Mamadou Thioune moom mooy chargé de la coordination nationale bu comité de dialogue bi nga xam ne pêcheurs yi la dajale ci réew mi ma jokkoo ak Mamadou Thioune ñu boole ko ci waxtaan wi salaamaaleykum kilifa gi ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu. waaw di la dalal ci première radio digitale bu Sénégal King FM waxtaan wi ñu sumb ci suba ak léegi jëm ci wàllu géej géej pêcheurs yi nga xam ne ku ci ne rek géej gi yitteel na la moo xam ñi nga xam ne dañ ciy jàll ngir doxi seen ay yitte ña nga xam ne dañ ciy liggéey te xam naa ne ku wax géej moom mënoo cee génnee pêcheurs yi jéey ji nga xam ne nemmeeku nañ ko ca île bu Madeleine naka noonu ñu xëyaat déggaat beneen xibaar ci mool yooyu nga xam ne réer nañu situation bi naka ngeen ko gisee. waaw di métti lu li am te du lu ñu yéene suñu bopp. yoo fekk ñun mool yi jëloon nañu ay dispositions yoo xam ne fegal suñu bopp ak bokk ci liggéey bi ñu lonko ak ANACIM lonko ak état bi ci ministère am créer des comités locaux de pêche artisanale yoo xam ne dafa am ay commission d'alerte ñuy liggéey ak la direction de la surveillance et de la pêche nga xam ne ñun suñu bopp chaque fois bu ñu amee lu ñuy annoncé gars yi day fekk ñun suñu bopp ñu jël matukaay di ko yëgalante suñu biir ak suñu moyens yi xëy ñun ñoo ko créé moyen bi nag am na ci ay faño yoo xam ne boo xëyee géej boo ko xoolee gis lu xonq def géej soo xoolee lu orange ñu ngi lay wax ne la am na lu la mën a dal waaye boo gisee lu vert mën ngaa dem géej loolu defoon nañ ko ci suñuy programme yi nga xam ne mooy programme ñi demoon géej nag ñaareel
boo déggee lii di leen tax ci uul boo xam ne ci mois de septembre tollu koy moo war nga xam ne am na ginnaaw bi ñuy tuddee ginnaaw bu uul boobu dafa sàmbara boobu ginnaaw boobu waaw kilifa gi dafa mel ni ñi ngi perdre réseau tuuti ak yow bu fekkee mën ngaa déplacé wu ngir déggin gi gën a neex xam naa fi nga nekk la waaw da ngay xaw a déplacé wu tuuti rek ngir déggoo bi gën a mën a neex may fàttali Mamadou Thioune la ñuy àndal ci waxtaan wi nga xam ne sumb nañ ko ci wàllu pêche ak géej gi nga xam ne boobu ak léegi mi ngi def ay jéye allo waaw moom dafa mel ni rëcc nañu peut-être dinañu essayer entrer en contact ak moom ci bu ñu Daouda jàppale waatee léegi ñu jéem a jokkoo ak moom Mamadou Fall sama question bi doon jëm ci yow te ma téye woon ko mooy suite bi bëgg nañu xam lan mooy doon ëllëg bi. waaw Kals loolu dina yomb il suffit ñu topp li nga xam te ni moom mooy waajur yi nga xam te ni rek déjà dañuy ñëw di seet seen i ñooñ. boo leen toppee di nga am lim bi nga xam te ni xëy na dañ koy nëbb. beneen bi mooy dafa am loo xam te ni démb ci reportage bi mool yi demoon plongée ji bi ñu ñëwee li ñuy wax dafa xaw a ëlëm sama xel bi ma leen laajee na leen yéen a demoon ñu ne ma waaw bi ngeen demee est-ce que mën ngeen ñoo situation bi naka la demee ñaati nit ngeen fa gis nangam bi ñu waxee ni ñii ñu yégal leen ci île yi néew yi ñu leen di for man ko loolu dafa mel ni lim gu bari la ndax mën nga ñu wax lim gi mën ma saawaay kàddu lébu la ñu yor ñii dañu ñaan ngir ñu noppi te comme que dañ leen jox suñu kàddu ñoom lañu wax ñoom nag bu fekkee waxuñu fileeg diir ñun dinañu wax kon fileeg diir dinañ leen jëli ngir déglu leen ndaxte ñoom defe naa ñoo nekk au cœur de l'action mais Kals lenn li ñuy ñaawlu ci affaire bi moo di météo alerté na bien avant affaire bi di am ndax defe naa ni bërki démb ñëpp dégg nañ météo nii diggante 16h ba 17h. am na li nga xam te ni mooy vent violent ak risque d'orage. yoo xam te ni waxoon nañ ko ci géej gi ak li nga xam te ni moo di ci Ndakaaru c'est-à-dire man je me pose la question comment se fait-il que ay nit ñu nekk ay nitu ndox di liggéey ci ndox yóbbu ay doomu aadama def excursion 17h boobu waxtu boobu nga xam te ni ci la uuli di jóg ñu ne dañuy ñibbisi c'est-à-dire lan la dañoo fonkul woon waxu météo wala ils n'ont pas assez d'éléments bi ñuy débarquer pour ñëw parce que loolu foofu la laaj bi njëkk a nekk lan moo tax ñun Sénégalais yi du ñu déglu météo du ñu déglu ay prévisions parce que bu ñu déglu woon prévision defe naa cette fois-ci kon xëy na jéey ji dinañ ko mën a moytu loolu lu am la Kals Kumba bu ñu fa jógee leneen li ñuy wax c'est gis nga mbir mi bateau Joola nëppaloon nañ ko 2002 l'affaire c'est produite ñu ne vers le coup de 22h ou 23h c'est le matin que la ko Walfadjri commencé annoncé que si le secours yi commencé voilà ainsi de suite c'est-à-dire lenteur boobu fii xëy na noté nañ ko ou ñàkk ñu ko noté parce que moo li ne nañ 17h ñoom dem nañ secourir à temps xëy na am nañ porté nañ leen ay secours mais li am bateau Joola ñu dawal presque 10 ans ou 11 ans dëgg bi génn bii tamit dëgg bi day génn c'est-à-dire boo leen ko nëppalee tey ngeen réer ci wàllu communication yéen seen biir sax déggoowoo leen ci ni ngeen di waxee parce que le ministre de l'Intérieur est-ce que moom moo avisé le président de la République qui a avisé le président de la République bi ñu fay dem est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye yan information la am par rapport à l'affaire yan information la Abdou Karim Sall am par rapport à l'affaire parce que ce sont des ministères engagés Parc la Intérieur ainsi de suite c'est-à-dire foog ñu wax nit ñi réellement ce qui s'est passé ñaata nit ñoo fa nekkoon ñaata nit ñoo loru ak ñaata nit lañ gisul loolu dafa am solo te doomu aadama yi dañoo soxla xam ñi seen njaboot nekk ci ndox mi wala ñu nekk ci hôpitaux yi ñoom bëgg nañu xam réellement lan moo xew ci île Serpent bërki démb ci diggante 17h ba démb ci 11h. heure bi mu am sax Modou Fall heure la boo xamante ne jar nañu taxaw si parce que booy seetlu rescapé bi nga xam ne moom moo def témoignage ci mbir mi nga xam ne am na moom dafa ne mbir mi mu ngi xew booru 17h
maanaam dafa ne taw bi moom moo tax kon seen gaal bi daal di suux te booy fàttaliku lundi ñun fii 17h tamit mu ngi taw di am benn ngelaw boo xamante ni bii bu violent la parce que man mu ngi ma fi fekk ma war a ñibbi mais mënuñu woon ñibbi parce que ngelaw bi dafa amoon li nga xam ne moom mooy doole waa ji booy xool ci moom tamit témoignage am loolu la wax dafa ne gaal gi li ko suuxal moom mooy taw bi dafa ànd ak ngelaw lu bari ñenn ñi dem làqatu ci suufu ay xeer moom loolu la wax te vidéo la kon nee na mu am tempête ak ngelaw lu bari loolu moo tax ba ñenn ñi sax dañoo perdre connaissance après comme li nga doon wax ci mbiru météo est-ce que sénégalais yi carrément jox nañu gëdd li nga xam ne moom mooy météo ak prévision yi nga xam ne dana koy faral di joxe ndax ñu ngi ciy bàyyi xel ndax boo demee ci réewu tubaab bi keroog Kalsa mu ngi ko doon évoqué dañuy bàyyi xel trop météo fii dina am orage fii dina neige fii dina nangam nga bàyyi ci xel ndax tamit mois de septembre période d'intempérie la souvent day nekk mois boo xam ne nawet bi du ci ëpp day nekk di jeex te nawet buy jeex da ngay gis ngelaw li day bari orage yi dafay bari est-ce que sénégalais yi Serigne Saliou am nañ culture di bàyyi xel météo ak prévision yi nga xam ne moom lay joxe. ñoom ñi tamit yaakaar naa nappkat yi tamit xam naa ni ci benn côté bi boo leen laajee comme yu mel nii bu amee li ñuy wax mooy dañuy bàyyi xel bu baax a baax météo waaye man yaakaar naa ni bàyyi xel bi des na bu baax a baax ndax tamit ñoom li ci ëpp solo mooy wóolu nañ seen bopp trop ñoom nappkat yi ndax daanaka affaire yu mel nii bu amee mooy comme li ñu doon wax rek ci bi ñu doon waxtaanee keroog ci affaire yu yëngu yi ndax lu ci mën di am te chaque année tamit saa yu nawet bi jub see météo dinañ génne benn liste ni nañu moytu lii bu baax a baax mais dafa mel ni daal dañuy wax ni météo lii am na sax ñu naan li am ëllëg yàlla rek moo ko xam te ku nekk tamit am na loo xam si yàlla dala koo may te tamit seen gëstu la te luñ jàng la boole ci donc tegtal yi ni joxe vraiment war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax te buñ ko dee jëfe rek bu ñu waxee ni bu leen dugg ci géej gi ndax day ngelaw wala day def dara ñu bàyyi ci xel ndax buñ ca duggul rek jéye ju mel nii mën naa bañ a am yaakaar naa bu fekkoon dégg nañ li nga xam si mooy tegtali météo yi mënoon nañoo bañ ak si beneen bi ci des mooy gaal yi nga xam si dañ koy surcharge loolu moom yaakaar naa nguur gi am nañ ci part de responsabilité bu baax a baax ndax war nañoo lijjanti yi mu jeex fi kun ci jàppati nga koy def que nga ràcc ak nga bañ a ràcc bu ñu leen jàppee ña koy def ñu teg leen loo xam ne si peut-être ñëpp ñi des ñëpp dinañ ci jëlee leçon boo xam si dootuñu ko defati ci àdduna ndax bu fekkee def nañ ko rek rëcc tax ñii nii bato bu defoon imaginer waroon def 20 personnes ñu def ci 40 personnes gaal gu waroon def 20 personnes ñu def ci 40 personnes te dégg nga sànq Modou Fall gars yi dañoo wax ni 4 personnes ñoo ci ñàkk seen bakkan 37 rëcc ci loolu rek 41 la donc gars yi dañoo wax ni rek 40 mais mën naa ëpp ni sax ni 40 lañ ci def tey ji buñ rëccoon doo dégg benn coow am ci bu fekkoon bato bi gaal gi suuxul wala dara benn coow du ci am mais rëcc na suux na rek coow day jub dañoo surcharge gaal yi wala affaire ci bu xam ne si amul benn jafe-jafe foofu lañ ko war a lijjanti teg leen ay daan yoo xam si yaakaar naa bu ëllëgee duñ ci mën a ndax rek bateau le Joola bi moom yaakaar naa leçon la te yu mel nii tamit mooy andi lii bateau le Joola bu ndaw la naam ni mënuñu koo méngale ak moom waaye tamit ndax bu fekkoon ñi ci nekk ñaanuñu ko yàlla bu ñàkkoon seen bakkan tamit lu mel noonu rek la ñuy wax. exactement mais nag Serigne Saliou am na benn point parce que bu ñuy seetlu sëñ bi cuun ligne bi dafa dagg waaye mu ngi doon expliquer ne ñoom am nañ seeni façon yoo xam ne noonu la ñuy bàyyee xel lii di intempéries yi li nga xam ne moom noonu la jaww ji di changer parce que booy seetlu milieu mool yi Modou Fall bu ma juumee nga gàgganti ma ñoom tam dañuy am ay xam-xam yu leen yàlla may ci géej maanaam mool mooy xool géej rek nga tey géej gi dafa ginnax wala dafa lii wala dafa lee te exactement loolu moom mooy am amaana ñoom am nañu seeni façon yooyu ñuy bàyyee xel li nga xam ne moom mooy changement yi di am par rapport ak météo mool yi dañuy wax géej gi de exactement kii Kalsa te booy seetlu moom bi muy expliquer mu ngi lay wax ni dañuy liggéey ak waa ANACIM kon njort naa ne ñoom tamit am nañ seeni anam yoo xam ne noonu la ñuy wattoo lii di changement yi di am ci géej gi mool yi tamit am nañ seen xam-xam si géej gi te sëñ bi Thioune nee nañu am na ñoom ñu ngi waat ak moom sax ak waa ANACIM kon mu leeralal ñu rek seen liggéey ak waa ANACIM tamit naka la demee ndax dañuy bàyyi bu baax a baax xel li nga xam ni moom mooy prévision yi météo di joxe sëñ bi Thioune. waaw maa ngi xamal que ñun dañuy liggéey ak ANACIM. liggéey bu ñu liggéey ANACIM nag dañ see dugal suñu loxo lu bëree bëri parce que mool yi si boppam ñun ñoo jël 718 kilomètres de côte yi Sénégal am. monté ci li ñuy ay comités locaux de pêche maanaam ci dimension environnementale bu nekk ñu samp fa ay faño yoo xam ne boo xëyee xool mu xonq doo dem soo gisee mu mboq nga xam ne am na loo mën a dal. soo gisee mu wett nag jàmm am na ci géej mën ngaa dem ñëw waxtu léegi du mois de septembre képp kuy mool xam nga ne am na gànnax ba ñuy xaar gànnax boobu mooy wul bi ngeen di wax mooy wër ndomb océan yëpp ba egg si fii waxtu yi ñu koy xaaree bu ko ba fukki fan ak juróom ci mois de septembre ci la gànnax boobu commencé jox
bon lii war nañ xam ne dana am waaye li am tey ba wax ji mooy waa ministère de l'environnement même bu ñu amee ay gaal war nañu spécialiser capitaine bi ak second bi ci gaal bi nga xam ne moo lañu yewee ay nit ñooñu am na lu leen war am na matukaay yoo xam ne war nañu ko jël te gaal ga am na lu ñu koy yemalee goo xamee ne gaal bu nekk ak la ngay yeb pour am stabilité waaye dama gisul gaal bu tolloog ñeent fukki nit ci biir de environnement bu ñu war a mën a dugal ci géej ba mu yebbu ay nit yu toll noonu ci gaal loolu moom jaaduwul beneen bi ñu def si mooy catastrophe dañ koy prévenir pour def ay intervention waaye bu amee it am nay matukaay yoo xam ne noonu la ñuy def ay première intervention waaye dañuy hiérarchiser intervention yi muy mesure d'urgence yi. waaw mesure d'urgence yi waaye mesure d'urgence bi njëkk a mu ngi war a jege ci gaal gi même bu fekkee capitaine bi ak second bi tàggat nañ leen en cas de catastrophe en cas de secours d'urgence yan matukaay la ñuy jël loolu moom si ñoom la war a jëkkee avant que muy génn ci biti dem si beneen comité de coordination de catastrophe bi di yéeg ay hiérarchie bu yegg ci ministre non loolu dafa yow sore ak dispositif de sécurité bi war a am sëñ bi cuun lu ci mel ni gilet de sauvetage yi nga xam ne war na nekk en place pour que même bu dara amul sax ki nga xam ne da ngay dem géej war nga sol gilet. soxna si gilet boobu ñuy wax moo mucc ci sécurité sécurité mu ngi war a tàmbale ca gaal ga te flottabilité gaal ga ak navigabilité ak stabilité par rapport maintenant à la situation bi nga xam ne ci la géej gi yëngoo mer agité yooyu yëpp dañ koy calculé waale beneen bi dem mooy que gilet de sauvetage bi da lay jox secours d'attente boo xam ne en attendant nit ñi intervenir mais war nga am pexem yow ndax mën nga géej wala mënuloo géej nga soor ki mën féey ak ki mënta féey ak ki nga xam ne mësul dugg géej ak nga waxee day diig noo koy soxalee am foo ko accroché donc boo gisee rescapé yi bari dafa am si ñoom ñu mën a féey mais boo xoolee ñii demoon ñii ci mën a féey ñoo yóbbu seen bopp waaye ñi nga xam ne dañu leen secourir par des mesures boo gisee dañuy daal di loof suñu loofee dañuy am sax ay problème seen bopp ak dañuy mën a ku déréglé wala tiisaa nga jàppaleen li nga wax loolu moo am boo dee xool moo li démb seen bopp li ñu wax dañ ni état dañ leen war a jàppale former leen parce que formation bi la ñu ëpp lu ñu sàkku boo dee xool ñoom ñooy yóbbu nit ñi dem fële ca Serpent ñii dem di visiter Serpent ak ñoom seen mais ñoom démb ils ont accepté que laaj nañ formation mais tey jii man li may laaj moo di ci bërëb yu mel nii ndax sa mbokku mool yi ñoom ñoo war di yóbbu nit ñi ñuy visiter wala dafa am ñoo xam te ni ay spécialité la ñuy am wala sax spécialement ñoom lañ fay teg ngir ñu yóbbu nit ñi ñuy visiter mën a kon li nga xam te ni rek prévenir bépp danger. merci nekk moo taxul nga mën gaal man gaal que doo nekk moo taxul rek mais obligatoire nga nekk ne capitaine man gaal yor gaal moo taxoon ñu jël gendarmerie formé leen en intervention seen brigade environnementale yi ngay dégg dañuy formé ay gendarme yi dawal ay gaal formé ay gendarme yoo xam ne ñoom ci biir ñooy réparé moteur bi xam moteur nu muy tegoo am capitaine ak second mool yooyu wax dañoo bokk ci comité dialogue social boo xam ne su ne bi ñu ci produire ñu ko produire sama jub comité boobu nag dafa am formation des capitaines et des seconds mais boobu responsabilité mu ngi ci direction ANAM parce que ANAM mooy agence nationale maritime les pirogues pontées ou non pontées ñoom ñooy réglementation sëñ bi Thioune fi ñuy jeexale rek mooy lan moo tax léeg-léeg ndegam yéen a ngi liggéey ak ANACIM léeg-léeg ñu dégg météo joxe ay tegtal ni dugg ci géej gi jamono yi du baax te loolu tamit yéen nappkat da ngeen koy am ba pare ñuy dégg ay nappkat di dem. waaw xam nga kuy xaru mooy tàggul boppam fu mu jëm. dëgg la de dëgg la de papa. kuy xaru yaay tàggul sa bopp nga jëm. wallaay wax nga waaye dëgg ñoo nite. wallaay dëgg la. nekk ci mool ànd li mool santaane ko muy prudence. nga bàyyi ko fi. muy protection. saa yoo xëyee même bu rajo waxul war nga xool drapeau bi nekk ci kaw nan lañ ko aje bu dee xonq bul dem bu dee mboq am na lu la mën daal bu weertee mën ngaa dem loolu tàggat goo xamee dañ ko tàggat mool yi ci communication visuelle boo xamee dañ ko def mu nekk ci liaison parce que ñun ci suñu biir ñun ñëpp nii juddoo nañ ci géej màgg ci géej ñenn ñi bugg géej màgg géej ñuy daje foofu am na ci expérience yoo xam ne bu ñu ko wekkente dañuy jàll jërëjëf moo la wax ne le le comité national des réseaux de CLPA bi nekk Sénégal jël nañu seen matukaay ba ñu leen tàggatee ba teg leen ñuy def les ñuy joxe ñoom ñëpp les systèmes d'alerte et de menace moo tax ñu am ay observatoire du littoral pour que ñu am alerte et menace léegi nag nit koo xam ne nag bett na la géej parce que circonstance bu mel ni septembre mois de septembre moo am li nga gisoon mu dal la joolaa ci waxtu wi gannaaw bi dafa jóg soog na leen ci géej gi te ko xaaruñu ko woon te boobu nag bato bi aussi bi amul tirant d'eau te
bateau boobu n'est pas un bateau affecté à la mer. d'accord jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax sëñ bi Thioune ci waxtaan wi nga xam ne àndoon nga ko ak ñun jëm ci li nga xam ne ñu ngi koy waxtaane mais am na sujet boo xam ne ñu ngi koy bàyyi et pourtant lu am solo la mooy mool yooyu nga xam ne réer nañu ci géej gi xamuñu fu ñuy mujjee mais loolu li ñu koy dégg tam mi ngi bëgg a bëri yaakaar naa bu weesoo Joal bi ñu ko dégg noonu Ndar ay Guet Ndar ak fu ne dañ ko fay faral di dégg ça aussi day rejoindre ba tey jumtukaay yi nga xam ne war nañ ko di suivre comme météo ak yeneen yoo xam ne baax na quand même ci ay nappkat. waaw kal bu weesoo météo géej gi moo bëri lënt Ndar mi nga tudd foofu brèche bi la brèche bi nee nañu rey na plus de combien de 400 et quelques pêcheurs mu nekk loo xam te ni sonal na leen loolu même bu dul ay prévisions météorologiques dañuy dem ba foofu seen waaxi suux seen doom yi seey ci biir ndox mi jooy nañ ba tàyyi ci brèche boobu Joal ñaari gaal la bu yaboon bu nekk ñeent mu nekk juróom-ñetti pêcheurs boo dee xool ñu dem dugg xëy na janax ji mu wax moo leen dab ba mu leen dabee benn gaal bi ñeenti mool ya ca nekkoon réer gisuñu leen beneen gaal bi ñu wër leen gis ñeent yi indi delluwaat wër dem fekk gaal bi noonu kese gisuñu mool yi mu nekk nag jafe-jafe goo xamante ni li la Kumba Ba doon wax sànq mool yi pour ñu déglu météo dafay xaw a jafe parce que ñoom pratique traditionnelle lañu yor pratique traditionnelle bi mooy xam nañ ndox dañuy toog ci tefes bi xool ne la tey géej gi du Sambara wala ñu toog ci tefes bi def seen ñaan yooyu ñu sommes en Afrique sànni ci xaalis wala kii ñaan wekk seen bopp li ñuy wax naan yàlla baax na taal gaal gi dem dugg te géej amul banqaas te la nga fay fekk xamoo ko kumpa la mën nga dugg ay waax bett la ay janax bett la mooy uul yi ñuy wax li ma ko bëggoon laaj moom dafa ni far coupé na ci septembre période bii nii ndax fële ca île des Serpents parce que werante dafa am ci diggante uulu 3 mètres ak uulu 6 mètres ndax mën na nekk que uulu 6 mètres am foofu ci île des Serpents ci période bi bu fekkee loolu la kon la pirogue n'avait aucune chance pour ñu mën cee génn. man li ma retenir ci waxam moom mooy expliqué na donte ni ñoom topp ñu à la lettre météo expliqué na ñoom am nañu seen ay système nee na am na kii ñu teg yoo xam ne day signalé ci kii bi bu fekkente ne dafa rouge nga xam ne danger am na bu amee couleur mboq nga xam ne dara mën na laa dal bu verte mooy RAS mën ngaa dem mais malgré loolu am na ñoo xam ne dañ ko fay teg di dem di demal seen bopp ci biir ndox mi alors sànq bi ngeen di wax Kumba doguma la nga baal ma dañ doon wax ci communication bi nga xam ne nguur gi de temps en temps da koy lajj te c'est pas la première fois tey xëy na dañ ko gën a ràññee ci li am bërki démb ñu nekk ak kenn koo xam ne ci ay jamono nekkoon na yoroon na kàddu gu nguurug Sénégal ci tangu Ablaye Wade muy Serigne Mbacké Ndiaye ñu boole ko ci waxtaan wi ndax communication boobu dafa yitteel askan wi ñi ngi wax sànq droit à l'information monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ñi ngi lay nuyu may fàttaliwaat ni que ci communication bi ñuy waxtaane ni ay jamono yoroon nga kàddu nguurug Sénégal ci tangu maître Abdoulaye Wade looloo waral ñu tànn la non seulement di sénégalais boo xam ne dundinu sénégalais yi da koo yitteel waaye it li nga xam ne actualité la muy jéye ji am ca île bu Madeleine ñu koy waxtaanee ci suba ak léegi. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant ci woote bi di am mbégte bokk ak yéen waxtaan wi ndax lépp luñ ci am ci af xam-xam lu muy néew ko bari ñu mën ko bokk ak sénégalais yi di métit lu comme ni nga ko waxee li nga xam ne xew na te du jëkkul tey donc di ko métit lu di jaale ñi nga xam ne ñoom la ci seen i mbokk wàññeeku ñi ci def it ñuy ñaan yàlla delloo leen ci jàmm delloo leen seen sago te ñaan aussi lu mel ni bañati fi am malheureusement nag day am di amaat te li koy waral ñu mën ci génne ay ci lu doomu aadama mën a xam parce que ay nit lañu ay sénégalais lañu ay africains lañu xëy na am na loo nga xam ne doomu aadama mën na ko gisal ci bëtam mën na ko làmb daj ko am na loo nga xam mënu ko xam mais ci li nga xam ne moom la doomu aadama mën a xam à chaque fois bu lu mel ni amee dañu gis ni loxo doomu aadama mi ngi ci maanaam suñu càggante ak def loo nga xam ne waruñu ko woon a def mi ngi ci donc yooyu yëpp dafa nekk loo nga xam dañ koy signaler di ko ñaawlu di yaakaar it et puis di ñaan kenn ku nekk mën na def li mu war a def pour que loolu bañati am donc pour dugg ci waxtaan wi daal loolu laa ci mënoon a duggee en attendant ñu xool nag la ñu tojee yeneen ponk yi. monsieur le ministre Mamadou Fall ci kaddu gi di la nuyu mais boo dee xool événement bi. bi muy am c'est le lundi 17h donc mardi safrla c'est le mardi 17h donc mercredi ba 11h c'est-à-dire boo xoolee la communication gouvernementale toute une nuit
nekkul une communication précise jël ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye tantôt trois portés disparus tantôt 4 nga jël ministre de l'environnement fële mu wax 5 décès et puis tey le gouvernement démb dellu si pour préciser que effectivement il y a 4 décès mais non pas 5 ni 6 yenn ci presse bi ni famille victimes yi ñoom am na ñu révélé ni kon 6 la am na ñoo xam ne sax gisuñu leen ci période yi mu nekk période de crise le gouvernement ban posture war a am surtout une posture communicationnelle ban la war a adopté nga foofu. waaw d'abord ci loolu xëy na jàpp naa ne njuumte mën na am loolu à mon avis du sax le plus grave pour jox la benn exemple xam nga dem Liverpool da doon football. bi match bi jeexee RFM ci édition yu bari. tantôt ñu ne 1h la match bi tantôt ñu ne 2h la match bi. donc dafay nekk ay erreurs yoo xam dinañ am man li ma jàpp mooy ki ci wax te jëkk ci wax te war ci wax. qui était le ministre de l'intérieur mu joxe ni y a eu 4 décès. am ñu wax 6 mais même ñu wax 6 man dégg naa man ci sama wàllu bopp ñu waxoon 6 wëlbatiku ni dañ leen induire en erreur parce que benn médecin bu nekk hôpital moo leen waxoon il y a 2 autres cas mais amul. donc ma jàpp ni 6 yooyu mooy li wér. l'un dans l'autre xëy na loolu ay détails la sax ci wàllu li ñuy waxtaane mais de manière générale effectivement situation boo amee un gouvernement dafa war à tout moment mu wax ak askan wi jox leen les bonnes informations. parce que man ni may traité donc man l'information jàpp naa ne journaliste bi nekk ci rajo bi wala ci télévision wala muy nekk ci journal wala même ci presse en ligne bi man damay jàpp ni man en tant que ministre gënuma ko bëgg réew mi dama am niveau bu ma nekk mu am bu mu nekk ñu war a jokkalante pour que lépp war a nekk ci egg ci askan wi man daan naa toog présidence par exemple benn affaire am boo nga xam ne lu garaaw lay doon mais damay woo presse bi bañ ñëw mën leen dëgg gi mooy lii nañu leen wax askan wi dëgg gi mais nañu leen d'accord ci naka lañ koy waxee pour mu bañ a gaañ kenn xam nga di nga gis par exemple nit ku génn àdduna pour nga tàggee ko ay mbokkam xam nga dee la rek amul ñaari façon dee mais pour nga tàggee ko ay mbokkam dina am façon boo koy waxee ba nga xam ni le choc sera moins dur loolu mooy ci wàllu communication mais l'obligation du gouvernement am mooy à chaque fois que dara xew ñu mën a jox aux Sénégalais toutes les informations loolu je pense que lu élémentaire la parce que boo ko deful xam nga nit ki boo ko waxul li xew day jéem a wuti buy jéem a wuti information mooy indi wax lu amul mais bu dee ni yow mi ndeyum bi liggéey jox nga ko information bi nga ko war a jox nangami nit ñoo nekkoon ci gaal gi lii moo indi suux bi nangami nit ñoo ci génn àdduna diw ak diw la ñoo ci génn àdduna bu boobaa keneen ku bëgg a wax ne non am na keneen ku ci génn àdduna danañu wax ci génn àdduna mooy kan. donc de cette manière de cette façon là moi je pense que il faut que ñu renforcer les relations entre la presse et le pouvoir. xam ni presse bi nekkuñu ay adversaires nekkuñu ay ennemis ëppale wuñu leen ci réew mi gënuñu leen bëgg réew. mais encore une fois nit ki bu dee ni devoir am mooy joxe information yow mi yor information boo ko joxul mu wuti ko su ko wutee nag la moo am lay joxe donc de ce point de vue là je pense que effectivement il est une responsable de bon gouvernement dafa war a assumer pleinement mais monsieur le ministre Coumba Ba ci kàddu gi mais dañuy seetlu ni jëyee bu amee rek dañuy seetlu ñi nga xam ne ñoom ñoo war a wax xaw ma dañ leen dul tànn bu baax wala dañ dul xam kan mooy dem wax ak askan wi mais dañuy sentir lu mel ni panique moom mooy am ci cercle gouvernement bi lan mooy indi lu ne mel. waaw xam nga nag man bon dama xaw a mal placé pour wax ci cercle gouvernement bi naka la ñuy fonctionner parce que un gouvernement aussi bu dee ne nekkuloo ci même soo nekkee seen i collaborateur nekk seen i xarit nekk un collaborateur du président de la République xëy na am na yoo nga xam ne doo ci mën a wax mais am na ci loolu su ma sukkandikoo rek yow ci li nga wax mën naa jël une responsabilité peut-être partagée ce que j'appelle une responsabilité partagée mooy bu dara xewee yow miy journaliste xam nga fan ban source nga war a mën a def xam nga kan nga war a mën a waxal donc soo demee ci ki nga war a mën a waxal am naa yaakaar je dis bien am naa yaakaar ni kooku mën na la tontu jox la les bonnes informations mais su fekkee ni koo jëkk a gis aussi tàllal ko sa micro là aussi ça pose problème mais il faut que yéen tamit en tant que presse ngeen xam ñan ngeen di waxal mais monsieur le ministre doguma la mais en tant que presse c'est vrai xam ñan la ñuy waxal ce sont les autorités
mais est-ce que du gouvernement bi par exemple dafa waroon wut benn voix koo xam te ne mooy doon le porte-parole soit waaw ndax ñi waxandoo dafa xaw a le bari ministre de l'intérieur c'est-à-dire ci même groupe de presse muy Futurs Médias nga moom en même temps le ministre de l'intérieur mu ñëw wax sa version am Aminata Mbengue Ndiaye après nga am le ministre de l'environnement mu ñëw wax également sa version ce sont tous des ministres c'est la panique voilà bu fekkee ni seen wax dafa juwaatloo rek dafay indi jiixi jaaxa ci boppu sénégalais yi foofu la ñuy waxee. je suis d'accord avec vous bu fekkee xam nga man mosoon naa initier. c'est un exemple bu may joxe xëy na mën nañ ko reprendre aussi. dëgg la am na benn temps ma génne woon benn lettre. pour wax ni damay demander à tous les organes de presse. ñu désigner quelqu'un accrédité à la présidence de la République. xam ne à tout moment muy guddi muy bëccëg. mun na accéder à la présidence accéder à toutes les informations. te monsieur le ministre doguma la mais communication dafa am solo ci nguur. mais absolument moo yore non attends communication du nguur rek moo yor lépp. àjjana sax boo koy yóbbu nit ki xamul fi ñu ko jëmee du la topp. waaw. donc tout c'est la communication. pour gagner une guerre il faut avoir les bonnes informations. pour jaayi marché ba sax il faut nga am une bonne information. mooy base su lépp. mooy base su lépp ñu wax la ne tey kat Sandaga. salade moo fa gën a jar ci naajo. fee am na jën fële amul yàpp. c'est ça la communication. dëgg la parce que communication du làkk ay tubaab yu neex. dëgg la déedéet wax ju leer la. malheureusement ñun en général bu ñuy communiquer. dañuy wane ni dégg nañu tubaab. te loolu du wax ji. du wax ji. non du wax ji. dëgg la monsieur communication sujet verbe complément la. mu jeex tàkk. boo gisee may naw toujours la communication du président Wade par exemple. suy wax même ñi déggul tubaab buy wax tubaab dañuy xam li muy wax. day neex a dégg. li Senghor daan wax communication à hauteur d'homme. da ngay tolloo ak nit ki ci niveau bi mu nekk wax ak moom. mais boo ko wanee ni man docteur la wala agrégé la wala lële la mais li ngay wax du ko xam. yaa ngi koy sonal dëgg la loolu dëgg la monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm parce que ci loolu rek moo taxoon ñu interpeller la communication bi di fàttali ni que liggéey nga ci lu am solo ci jamono Abdoulaye Wade ñu ngi lay gërëm bu baax ak rédaction bu King FM. jërëjëf merci beaucoup. ayca kooku moo nekkoon Serigne Mbacké Ndiaye di kenn également ci ñi nga xam ne bokk nañu ci jotaay bi tey nag dañoo xaw a yaatal tuuti ndax dafa nekk sujet bu intéressant li ñuy wax ci communication bi tam mu am solo mais bi ngeen di tàmbali Serigne Saliou li nga xam ne seetlu woon nañ ko ci jafe-jafe mooy journalistes yi sax wax Mamadou Fall wax na ko amoon nañu ay problème pour am accès ci mbir mi fa mu ne wala am ñoo xam ne war nañu mën a wax ak ñoom ñi ne ci côté nguur gi. bon ministre Serigne Mbacké Ndiaye sax bëggoon naa ko interpeller ci question boobu dégg nga sànq Modou Fall bokkoon tañ ci ñi fa teew xawoon nañu am tuuti jafe-jafe ngir matal seen liggéey bëggoon naa ko cee laaj ndax day toll foo xam si ñoom gouvernement bi dañuy bëgg a am ay yëf yu ñuy nëbb wala dañuy bëgg a am loo xam si dañ ko kii mais nag moom nee na à chaque fois dañoo war di wax li nga xam si mbir mi noonu la demee te bi mu fi nekk nee na moom loolu la ñu bëggoon a daal di amal beneen bi ñu bëggoon a waxtaane waaye ndegam waxtu yi dañoo xaw a tënk moo di ñoom bi ñu fiy nekk moo di gouvernement bu Abdoulaye Wade ba ci gouvernement bu président Macky Sall bi li ñuy gis daanaka benn la mooy gaal yu surchargé météo ni bu leen dem ñu dëgër bopp dem yooyu yëpp est-ce que tamit jotul sa ñu jeexal loolu ba nga xam si même bu fekkee ni tamit jéye yu mel ni dina am ñoo xam ne lii nii yàlla moo ko dogal waaye day fekk loo xam si tamit dañuy wax naan dogalu yàlla bu nekk da cay fekk loxol borom loolu aussi bëggoon nañ ko see waxtaane waaye tamit dina baax à chaque fois ak lu man di doon même bu fekkee nekkul suux wala dara ñuy bàyyi taskatu xibaar yi ñuy def seen liggéey Serigne Mbacké Ndiaye wax na ko nekkuñu ay ennemi nguur gi wala ennemi askan wi lañ fi nekkal te tamit journaliste bu nekk yi ngay gën a bañ mooy diffamation wala di wax loo xam si lu dul dëgg la à chaque fois boo toogee ñun ay responsable lañ comme ñëpp boo toogee li nga xam si mbir mi noonu la demee rek ngay wax kon donc mën nañ laa bàyyi nga def sa liggéey te xam ni doo wax mukk li nga xam si nekkul ni mooy wax alors Coumba ci journaliste yooyu ñuy waxal am nañ ci keneen koo xam ne naw nañu liggéeyam bu baax moom tamit bokk na ci waxtaan wi tey ci suba ndax ñi ngi wax mbirum journaliste yi ak xew-xew bi nga xam ne am na démb ak droit à l'information bi nga xam ne Mamadou Fall laal na ko sànq ñi ngi ak Pape Alé Niang ci téléphone bi ñu naw ko bu baax moom it ci wàllu journalisme di chroniqueur di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci d'habitude situation wu dëkk bi Pape Alé ñi ngi lay nuyu ci King FM. waaw maa ngi lay ni fay bu baax a baax di fay seen auditeur di leen jaajëfal bu baax a baax ci liggéey mi nga xam ne yéen a ngi koy def liggéey bu mucc ayib nuyu ñëpp di jaale di sa préra yi nga xam ne mi ngi liggéey ak yéen te tàmbaleem daanaka suñu donc kon ñu ngi leen di jaar bu baax a baax. ñu ngi lay nuyu Pape Alé kon respect grand man la Coumba Ba maa nekk ci kàddu gi. kon ñuy waxtaanee communication bu gouvernement
moo xam ci jëye bu amee wala sax lu mënti xew mais rawatina ci jëya comme si actualité la ñu nekk toujours bu amee yu mel ni yu am rek dañuy sentir lu mel ni benn panique boo xam ne moom mooy juddu ba ku nekk di fëlee fu nekk di wax ban lecture nga am ci loolu. D'abord le droit à l'information defe naa dañ ko sacraliser au niveau de notre constitution. Et c'est le rôle d'un journaliste d'aller vers l'information. genre mbir yi bu amee li war journaliste mooy la bonne source mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey mooy les sauveteurs sapeurs pompiers gouvernement moo war a taxaw en toute responsabilité xam ne normalement pirogue bi lii la yeboon ci ay nit li ñu yeboon ci ay nit nombre bi temps la ni ñu yeboon mooy nombre de sénégalais temps la yenn nationalité temps la mu waxe ko mu leer nañ amul sikki sàkka parce que jëye bi am na ba pare jaratul nëpp mais gis nga li xew ci wàllu Île des Serpents boobu dafa poser un problème beaucoup plus profond démb ba léegi maa ngi ciy waxtaan ak maa ngi ciy wax ak journalistes yi ma ne leen le problème n'est pas aussi simple parce que man li ma xamoon mooy Île des Serpents est sous protection ministère de l'environnement exactement ministère de l'environnement moo ko doon protéger boo ko doon dem normalement ay nit ñoo xam ne ñu nekk ci ministère de l'environnement ñoo la fa doon faral di yóbbu d'abord muy soo gisee fiñ bind parc lu bees la loolu lu nekk wetu Soumbédioune dañ fay embarquer lu bees la d'abord mooy war nañ ubbi enquête ñu xool sur quelle base on a délivré des autorisations à des tierces personnes ak pirogue yooyu est-ce que remplir nañ les normes parce que ku mës a dem Île des Serpents xam nga bu baax a baax ne foofu dafa bëri ay roches exactement xam nga bu baax a baax tamit ne pour nga mën fa accoster dafa difficile du lu yomb rax ci dolli condition yi nga xam ne moo xewoon moo di moo am taw moo am uul bu jóg parce que gis nga vague buy ñëw di côté boobu day boo mësee jël par exemple chaloupe bi muy def am na chaloupe bi des fois mu def benn genre virée boo xam ne day jógee Gorée jaar Île des Serpents dem ba mosquée Divinité retourné waat bu ñëwee ba ci Île des Serpents day taxaw mais tu vois nettement que foofu il faut que tu sois très professionnel pour mën fa accoster donc dafa nekkoon sous protection du ministère de l'environnement depuis quand on a autorisé à des tierces personnes di fa def ay excursions loolu war nañ ko poser wu d'abord comme question qui a délivré les autorisations c'est des questions majeures yoo xam ne pour ñu tontu ci est-ce que gaal yi nga xam ne moo yàpp nit ñi yóbbu yi remplir nañ conditions yi pour mën a yóbbu nit ñi ça c'est des questions yoo xam ne man démb ba affaire bi amee loolu laa njëkk a posé wu question après je suis parti j'ai fait des recherches j'ai vu que en réalité foofu dafa nekkoon sous la protection du ministère de l'environnement depuis quand nan may ay nit ñuy def ay traversées di dem loolu parce que nuroowul ak dem Ngor nuroowul ak dem Gorée parce que foofu demoon na ba ay temps américains yi dañ ko bëggoon def sax base militaire donc c'était très compliqué mais je pense que lii devoiru état ak gouvernement mooy jëye yi bu amee nga taxaw en toute responsabilité bañ a paniquer balaa ngay wax ay 4 ki 5 ki 6 parce que le journaliste tamit bu nekkee na yow empêché nga ko mu am information am na plusieurs sources mën nañ dañu wax ne source boobu fiable mais bu demee source boobu def triangulation mooy def recoupement par 3 sources ñu ko joxe parce que boo ne 4 morts moo am ñu gis 4 corps yi am kenn koo xam ne gisul moom xam ne na doomam mi ngi bokkoon ci gaal bi te ñu indi na ñi ay rescapé lañ gisu ko man na wax na sama doom peut-être dafa def ci biir géej gi wala wax leen ma sama doom fan la nekk parce que ñeenti doom ngeen cité ñeenti nit ngeen cité ne moo faatu man sama doom mi ngi woon ci gaal gi te bokkul ci ñeenti ñi ngeen génne comme moom fan la nekk te dem naa principal gisuma ko donc xam nga tamit loolu yëpp day indi ay jànnaxe mais je pense que état moo war a responsable parce que lii am na ba pare di jaalee ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bopp te kenn mënu leen tamit jëleeti yàlla jël na seen bakkan ba pare mais en toute responsabilité nga taxaw joxe la bonne information mais damay wax ne lu gën a garaaw day am da ngay gis yàlla buñ ko mu sax xew ci réew mi terrorisme day am France exactement le procureur taxaw le procureur de la République
wala le ministre de l'intérieur taxaw wala le préfet concerné voilà y a tant de personnes yoo xam ne rey nañ leen ñii ñu ngi ci état grave ñii seen blessure yi grawul mën nañ leen faj acheminé nañ leen hôpital mais lan moo fi jar di nëbbatu di làqatu te loolu falaa bu day feeñ. dëgg la te tàmm nañ di ko gis ci sunu kilifa yi. c'est pas la première fois muy poser toujours rek. problème communication bi Modou Fall. Papa Alé Modou Fall ci kàddu gi. bañ na dog li nga wax ci France ñoom xëy na seen état d'esprit moo mel noonu boo xoolee dem ba seen commandant bu brigade sapeur pompier bi mu ngi fi woon mais li ko intéressé moom c'était juste les ressortissants français ñoom ñi les 6 yi nga xam te ne ñu ngi fi nekkoon ci yan état lañ nekk. maa ngi woon ci ginnaawam mais toute sa communication était axée sur ça day recueillir des informations par rapport ak ñooñu même à l'hôpital principal suivre naa ko topp ci ginnaawam avec son téléphone da doon répertorier les 6 français ku ci nekk sa tour sa âge ainsi de suite ba am les 6 yëpp après sa communication je crois mu woote xëy na ambassadeur am wala nit yi nga xam te ni sont habilités à avoir l'information mu ne leen donc les 6 sont indemnes maanaam loruwuñu donc mais ñun boo ñëwee ci ñun démb c'était quasi difficile pour nga am la vraie information au niveau de la direction des parcs wala du parc y a le lieutenant colonel de la gendarmerie un certain Diatta lui également da doon def sortie médiatique c'est-à-dire la presse dañ ko doon interpeller di ko rafetlu mais il avançait également des chiffres da ngay wax 35 avant à 11h pile 35 rescapés donc 4 décès moom c'est ce qu'il avait confirmé bi muy dem mais au moment pendant ce temps-là le ministre de l'environnement ci onde yenn rajo yi wala yenn télé yi il avait dit 5 le ministre de l'intérieur wax 4 ba pare xaw a tergiversé ci nombre de portés disparus yi 3 à 4 effectivement c'était 4 portés disparus d'ailleurs c'est à 11h sax lañ ñëw il s'agissait des 3 pêcheurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon capitaine u gaal gi ak benn garde-côte boo xamante ni mu ngi fa woon ñoom bi ñëpp demee lañ leen indi wàccee leen foofu ci île bi doog leen dugal ci oto sapeur pompier yi yóbbu leen c'est-à-dire donc boo xoolee lëndëm googu fulu yooyu nekk ci biir affaire bi dafay mujj ñaawal xelu sénégalais yi est-ce que ci wàllu bi gënul par exemple le ministre de l'intérieur il est chargé de la sécurité peut-être il est le patron xëy na du lieutenant de la brigade bu sapeur pompier wala bu gendarmerie wala même le sous-préfet là-bas le préfet de Dakar Plateau est-ce que ci jotul ñu tànn kenn ci autorités yi nga xam te ni moom mooy wax ak journalistes yi nga xam te ni ñëpp dañuy méngoo ci benn parce que jiixi jaaxa bi ci ñoom ñaar la ñu ko tàmbalee 4 décès kenn 5 déjà dafay indi jafe-jafe ñu téye journalistes yi ñun on s'est rapproché de la famille des victimes on a vu des familles qui sont là-bas dem nañu pavillon France nee nañ consulté nañ liste bi ils n'ont pas trouvé seen turu mbokk ne gisuñu ko dem nañ xool ci service d'urgence bi ne gisuñu ko donc boo sukkandikoo ci loolu déjà on te parle de 4 décès ñeneen ñi gisuñu seen i mbokk donc finalement si les gens avancent 6-5 décès da nga naan donc des na et les pêcheurs également ils te disent que dañu tere wax mais bu ñu waxul ñun feek diir dinañ wax dañu ñaan pour ñu noppi ne bu ñu révéler dëgg bi donc loolu c'est ci wàllu ci crise yi pour man la communication doit être sincère jox journalistes yi li nga xam te ni moom mooy dëgg bi et puis ñu relayer ko parce que parents yi également dañuy soxla xam ñan ak ñan a fa des ñan ak ñan ñoo def rescapé ci moment yi yow nga xam te ni sa xel màcc na ci wàllu yooyu est-ce que kon jotul tey gouvernement bi changer li nga xam te ni moo di politique communicationnelle am au moins peut-être wut kenn du politique communication dire la vérité du sax ay politique stratégique yi dire la vérité wax dëgg loolu si du ay communication parce que lii am na ba pare waa léegi boo nekkee da ngay gën a yokk souffrance ak douleuru njaboot yi exactement bu nekkee da nga nekk de dire la vérité et la stricte vérité et la personne bi ko war a wax mu taxaw wax ko assumer ko na leen écoutez mais à l'embarquement d'abord ça pose un autre problème est-ce que à l'embarquement am na kenn koo xam ne doon na taxaw foofu xam ñaata nit la gaal bi embarqué est-ce que gaal bi li mu embarqué nombre boobu c'est un nombre boo xam ne moom la war a embarqué wala waru ko ëpp wala war na ko yées normal parce que c'est des problèmes de fond li may wax ne bu ñu ubbee enquête bi il faut ñu leeral loolu d'abord
kan moo autorisé. léegi mooy am ay excursion au niveau de l'île des Serpents. parce que loolu il faut ñu leeral ko. parce que soo xoolee bi ñuy def embarquement man la dernière fois. je passais devant. je croyais même que c'est un restaurant qu'on a ouvert là-bas. Ouais. c'est après par la suite. lañ ne ma foofu léegi dañ fay embarquer di dem. île des Serpents ma ne leen mais attends que je sache soo xoolee. Île des Serpents était sous la protection du ministère de l'Environnement. dëgg la. waaw d'abord sur quelle base on délivre les autorisations. Est-ce que les conditions de sécurité sont réunies et exigées aux embarquements. Exactement. Est-ce que bateau bi wala gaal bii dem dinañ ko xool ba xam ne remplir na conditions yi. pour mën a dem foofu parce que zone boobu li ma lay wax. ak ñan ñooy dawal ak ñan ñooy dawal. est-ce que maîtriser nañ zone bi. est-ce que parce que xam nga tey jii bu ñuy tergiverser ci nombre bi. c'est parce que dañoo xamul. ñaata la gaal bi la yëpp au départ. exactement. boo xamee ne gaal bi 50 la yëpp au départ ci 50 yooyu. nga trouvé ci 39 rescapés. bi nga xam ne y a au moins 11 disparus. exactement. du dëgg. ci 11 disparus yooyu nga ne bon attends maintenant il y a 11 disparus 11 disparus yooyu ñu xool bu nekkee ne dañoo disparaître ñuy xool du xool ba kër ñuy xool ne ñooñu leen mais je pense que le problème de fond c'est que est-ce que avec exactitude ñi nga xam ne ñoo nekk fa ñuy embarquer xam nañ gaal bi ñaata la yëpp ça man j'aimerais bien buñ ko xamee le problème est résolu parce que nee na y a 39 rescapés y a 4 morts bu ñu xamee ne kon kay bu ne 39 rescapés y a 4 morts normalement ça fait 43 personnes la gars. non 37 rescapés la ñu wax ak 4 morts 37 rescapés ak 4 morts muy ñaata. 37 muy 41. 6 morts bi dañ ko weddi 6 morts yi weddi nañ ko nee nañ 4 la. le ministre officiellement a dit 37 rescapés et 4 morts c'est-à-dire donc au total. léegi 41 personnes. moo di on se base sur leurs propres chiffres. Ils le disent 37 rescapés. Oui. Et 4 morts. Boo ko additionné ça fait combien? 41 personnes. 41 personnes. ci gaal gu waroon def 20. il faut qu'on vérifie. Si à l'embarquement c'était 41 personnes. Exactement. Et le problème est résolu. Est-ce que ñoom sax ils ont l'information? Voilà. Parce que boo gisee bi mbir mi xewee dañoo précipité wu ñoom njëkk sur les lieux. waaw est-ce que c'est parce que bu ñu xamee ñaata la gaal bi yëpp ba muy dem. Exactement. bu ñu waxee chiffres yi kon day leer ci bopp. dañuy wax ne c'est vrai loolu moo mën a nekk. mais le témoignage glaçant moom mooy rescapé bi nee na gaal bi 20 la waroon def ñu def ci 40 bi ñu leen teg 40 na leen yàlla baax na dinañ yegg fi ñu jëm. c'est-à-dire c'est un peu bizarre hein. et puis waaw mais non loolu nag mooy indiwaat beneen problème bi ma lay wax. mooy xam nga lan. waaw mooy bu ñu accordé ne dañuy def excursion te yàlla. dogaloon fii ñu am lu mel ni bateau la Joola. ñuy wax ne surcharge bi moo tax. le 26 lañ koy célébrer. commémoration bi le 26 la. exact ñu mel ñu mel lu mel noonu xewoon. direction xam nga normalement ministère de l'environnement. dëgg la. direction bi moom rek moo mën a joxe autorisation. te moom mi joxe autorisation bi ay agents xam nañ zone boobu nu mu mel. war nañ réunir toutes les conditions optimales de sécurité ba gaal bu fay dem remplir ko balaa ñu lay délivrer autorisation mooy jël matukaay yëpp mu jël matukaay yëpp ne gaal bii lii la mën a yàpp te nekk na ci état boo xam ne mën na yóbbu lii ci nit loolu daal man ci sama bopp laa gis ni moo mën a éviter jee yi nga xam ne mi ngi am Sénégal maanaam matukaay yi ñu war a jël ñu jël ko bu sanctionné jotee aussi ñu sanctionné ñi nga xam ne waaw xam nga du benn ak gaal bu dem nappi këpp du benn am na différence am na différence parce que bii responsabilité mi ngi ci non responsable bi état en premier responsable parce que wax naa la foofu normalement pour y accéder il faut nga am autorisation te loolu état moo koy joxe ministère de l'environnement jeex na responsabilité état moo nekk ci biir Papa la ñu ci responsable état amutoon lu tax mbir mi ak xew
ministre de l'intérieur dem. environnement dem président de la république dem loolu laa doon laaj. waaw moo tax ñu dem ñu ngi lay gërëm bu baax Pape Alé Niang di rafetlu bu baax sa disponibilité ci waxtaan wi nga xam ne bokk nga ko ak ñun mu am solo lool ñu la ciy gërëm bu baax di la ñaanal kenn ak jàmm. jërëjëf Pape Alé kooku moo nekkoon Pape Alé Niang di journaliste chroniqueur boo xam ne moom it heure bu yëkkatee ay kàddoom ñu naw ko ci lool ndax xam-xam bi nga xam ne am na ko ci wàllu journalisme ak gis-gis bi nga xam ne également da koy am ci réew mi ñun nag tey dañoo xaw a xaabaabal tuuti ndax sujet bi daf ñoo xaw a intéressé raison pour laquelle ñu ciy jokkoo ñu ngi jéem a xool ñeneen ñoo xam ne bëgg nañ leen a boole ci jotaay bi balaa ñoo jeexal Coro également rejoindre nañu ci studio bi ci waxtaan wi nga xam ne sumb nañ ko ak Mamadou Fall ak ki nga xam ne moo di Koumba Ba Coro mbir maa ngi noonu yaakaar naa ni Sénégal démb ak léegi li fi gën a fës ci actualité bokk na ci jéye jooju ñu nemmeeku ca île bu Madeleine. mi ngi Kalsi maa ngi leen nuyu Modou ak Koumba nuyu auditeurs yi ñuy topp ci 99.4 mais également ñi ñuy topp ci plateforme yëpp ci réseaux sociaux yi comme ni nga ko waxee xibaar la boo xamante ne quand même c'est désolant parce que yenn saa yi dañuy wax yàlla mais dafay am ay situation yoo xamante ne lu ñu mënoon éviter la malheureusement ni muy demee yenn saa yi dafay tax on a l'impression que tayef la te duñu ci jàngee gisoon nañ fi bateau le Joola tali bi mu ngi rey lépp a ngi rey mais j'ai l'impression qu'on n'en tire pas les leçons qu'il faut tey la ñu gën a mën a surcharger oto yi tey la ñu gën a mën a ñàkk outil visite technique ba mu wóor ñu ni que suñu ay oto mu ngi ci yoon ñun ñi nga xamante ni itamit ñun ñooy consommateurs yi ñun la ñu gën a nangu tey ñu yéegal ci bus ñu xam ni fees na mais yàkkamte tax ñu ne nañu dem yàlla baax na yàlla wàccul jox kenn dara ku nekk ci ñun dafa am taxawaay boo war a am pour xëj na ñoŋal sa nekkin ci société bi malheureusement Île aux Serpents île bi nga xamante ne moi personnellement j'ai toujours dit conditions yi fa war a am yépp ci île boo xamante ne chaque semaine dina am au moins 500 visiteurs amu fa on est désolé de le dire comme ça dem nañ fa ci ay reportages dem nañ fa dans le cadre du boulot dem nañ fa yeneen ak yeneen ak yeneen mais à chaque fois booy dem da lay wóor ni que lii xëj na tey dafa tombé ci ñii mais mënoon na tombé ci man mënoon na tombé ci keneen parce que dem nañ fa demati fa il y a 2 semaines avant maa ngi ciy waxtaan ak Aïssata suñu collègue bu nekk fii rek ñuy wax ci waxu île bi te boobu xamuñu woon ni que lii dina am donc c'est pour dire kuy dem ci île ba xam nga ni toutes les conditions pour nit ñi mën a amal seen excursion ci ni mu waree amul ci île ba loolu benn la ñaareel bi mooy xëj na bu doon Modou Fall moo fa demoon wala doomam wala sama doom kilifa yi mën nañoo bañ a jógee ni ñu jógee parce que xibaar yi ñu jot mooy ku nekk ci ñoom daanaka sa famille mu ngi fa woon la preuve Sidiki Kaba mi nga xamante ne moom mooy jëwriñ gi ñu dénk wàllu forces armées ñeesam dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gaañu ci naufrage bi donc c'est parce que peut-être seen ay doom ñu ngi fa woon moo tax ñu jógee ñi ñu jógandoowee ñoom ñëpp te loolu bokk na ci boo duggee ci réseaux sociaux yi li ci ëpp ci li Sénégalais yi ñaawlu parce que ñu bëri ñu ngi naan wee c'est parce que dañ fa am ay famille moo tax ñoom ñëpp ñu demoon xëj na bu doon benn Pathé Gueye wala bu doon benn je sais pas du ñu taxawee taxawaay bi ñu am loolu benn la ñaareel bi mooy man jàpp naa ni c'est désolant dëkk bu mel ni Sénégal bu naufrage amee amuñu issue de secours yi njëkk pour mën a rawale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci danger parce que bu fekkee ni problème bu mel ni am na ñuy jënd ay mbàjj di leen ko yóbbul pour ñu mën a fanaan ci île bi sachant que mu ngi ngelaw mu ngi taw ñoom ñenn ñi ay rescapés lañ ñii tiit nañ ils ont besoin d'assistance amuñu peut-être bateau médical bu leen mën a dem jëli amuñu hélicoptère médicalisé bu leen mën a dem jëli j'estime que tout ça c'est des problèmes yoo xamante ni foog ñu xoolaat ko malheureusement Kalsi Sénégal fi jafe-jafe yi di am duñu ko wax mais dëkk bi dafay souffrir comme pas possible c'est comme Mamadou Ndiaye a dit hier ndox mi ngi rey tali bi mi ngi rey air bi mi ngi rey loolu mooy situation bu Sénégal actuellement on est désolé de le dire mais c'est compliqué te mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ne on tend à vendre la destination Sénégal problème yu mel nii di am bokk na sax ci li nga xamante ne mën na freiner le secteur touristique et j'estime que lii autorités yi dinañ ci jàngee et que yëf yi day mais bien sûr bu baax xam nga ne Île aux Serpents man li ma koy bëgg yëpp dootuma fa gaaw a dema ci parce que ne serait-ce que boo rombee xalaat ni que fii xale buy liggéeyee Air France jóge na fi barke Demba Ndiaye
ñëw vacances Sénégal bakkanam yem fa ci loo xamante ne qu'on le veuille ou pas amateurisme la j'ai l'impression que contrôle bi wax ci quai au départ bi amu fi li nga xamante ne moom moo di lii transporté voilà ay pirogue yi nga moom mooy yóbbu nit ñi ñu ne la 15 wala 20 personnes la war a jël tu te retrouves avec le double et tu oses dire aux gens yàlla baax na di ngeen àgg ci jàmm amateurisme weesootu ko malheureusement donc après on nous dira ndogalu yàlla je suis vraiment pas d'accord. li Pape Alé wax de c'est tellement important. parce que bu ñuy toog di wax bilan te ba tey xamaguñu ñaata doomu aadama ñoom ñooy rescapé yi ñu wax ba tey ay chiffres dañuy avancer ci ay chiffres mais bu fekkonte ni au départ xam nañ ñaata doomu aadama ñoo dugg ci gaal gi. kon yaakaar naa tey kon Modou Fall problème chiffres yi du am. ndax bu boobaa da ngay ñi ñu gis ci liste bi principale dinañ xam ne ñooñu ñooy rescapé yi ñi faatu génne nañ leen kon y a des gens qui ont disparu. muy poser toujours problème communication yi bi ñu doon wax. et li Coro wax tamit c'est important mooy que ni am na kenn ku bokk ci nguur gi koo xam ne famille boobu ñu ngi fa. te li ma rebondiraat ci leneen loo xam ne Pape Alé wax na ka mu ne ministère de l'environnement moom moo habilité jox autorisation nit yi pour ñu dem di fa duggi kon kon responsabilité gouvernement bi en premier lieu moom moo posé wu kon tey jii jot nañu taxaw def seetlu bateau Joola jaaroon na fi teewul lundi moment bi nga xam ne ci la affaire bi di am benn rescapé mu ngi témoigner ci benn vidéo ci muy daw ci net bi muy wax ni ay 17h nee naa Modou Fall 17h fii mu ngi taw di ngelaw bu xam nga kon ci yu demee na Kumba benn wax rek lay tëjee almaxtum moo ko wax te mooy wéy di dem ba léegi Sénégal dañoo am problème logique dañuy jugee 2002 bateau Joola logiquement dañoo waroon yii doot fi am quoi mais dañoo am problème logique amuñu problème logique culture de la prévention la ñu amul maanaam bañ a xaar ba jéy a am parce que sànq maa ngi waxtaan ak sëñ bi Cuun mi doon wax ci kàddu pêcheurs yi amuñu culture de la prévention moom mooy bu dara jëya amee sax ci instant T bi amuñu ay mesures d'urgence yoo xamante ni yu pertinente la yuñ mën a jël ba laataa yeneen secours di daal di ñëw lundi rek kal si benn exemple bu ndaw fii laa taxaw 17h ba 19h passé aw ma oto mais ci moment boobu gis nga Njaga Njaay yi nga xam ne ñu baal ma mais ay xottu kese la mais Njaga Njaay bi marche bi déjà waxuma ñi ne ci biir de mais marche bi rek fees na marche bi plus de 10 personnes dañoo baaxoo surcharge man dama non mais Kal yaa ngi toog ci barki Dembo Ndiaye ci télé bi Njaga Njaay bi camion bi heurté à hauteur mu ñaaw lool de Petit Mbao mais le gars te dit nit ñi dañ doon yuuxu ba sedd gisuñu sapeur yi wallaahi am na benn wax boo xam ne dañ ko daan faral di dégg muy NTS un nouveau type de sénégalais ñi ko fi génnee woon mooy le mouvement Y en a marre ba tey ñu ngi koy doxal ngir changer un peu comportement wu sénégalais ñi ngi ak kenn ci membre fondateur yu mouvement Y en a marre ci li xew démb kilifa lañ koy wax ñu ngi koy nuyu bu baax kilifa bu mouvement Y en a marre ci waxtaan wi ci suba si jëm ci jëye bi nga xam ne am na ñi ngi wax waxu surcharge gilet ñi ngi wax gilet également yi nga xam ne ay gilet yu ñu waroon sol la ngir mën a moytu yenn yi wàllu NTS boobu feeñ na ci bu fekkoon ni respecté nañu normes yi xëy na loolu mënoon naa bañ a am bu ñu seetlu woon météo bi balaa ñoo dem loolu yëpp di ñëwaat ci comportement yi nga xam ne sénégalais yi dañ koy faral di am te yéen ngeen di artu à chaque fois sénégalais yi ngir ñu mën a nekk ay bons citoyens la raison pour laquelle ñu boole la ci waxtaan wi ginnaaw bu ñu la nuyoo kilifa. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax di fay ñu toog ko ci plateau bi quoi. kilifa Mamadou Fall ci kàddu gi ginnaaw bi ñu nuyoo ba pare kilifa jotul tey ñu coppi doxalin nekk le vrai nouveau type des sénégalais ndax lii dafay firndeel ni rek ni li ñuy sàkku wala ngeen koy wax boobu ba léegi que sénégalais yi dañoo war a soppi dafa jot ndaxte kon na ñàkk soppeeku gi ñàkk soppeeku moo waral lii ñuy wax lii yëpp boobu ba léegi. waaw xam nga. soppi bi moom. kilifa nga yëkkati kàddu gi bu baax. waaw ma ne soppiku bi moom mu ngi commencé ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk réew mi parce que li xew duggule c'est pas la première fois bii du première drame bii am Sénégal donc y a un manque de sérieux et un manque de considération ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk réew mi pour ñuy saytu ak ànd ak benn rigueur boo xamante ni lépp dañ koy teg ci sérieux bu ma jógee ci ñooñu côté population yi aussi mooy li ñuy wax il ne doit pas accepter gis nga gaal mu leer la ni gaal gi 100 personnes la mun a jël ngeen dem dugg ci ngeen nangu cee dugg à 200 personnes kon y a une part aussi
des populations. ci indiscipline ak ci ñàkkal fayda lépp ba nga xamante ni mooy jur jëye yu mel nii c'est-à-dire il est temps qu'on soit sérieux quoi. Il faut que nous sérieux. Il faut que nous sérieux du côté de l'État et du côté des populations. Il faut que nous dellu ci suñu ay valeurs. ñu bàyyi indiscipline bu bëri bi. ñu bàyyi maatay je m'en foutisme bu bëri gi ñu nekkee ci réew mi. ci côté yëpp parce que bu njëkk on indexait c'est vrai l'État. mais aussi les populations dañ ci am part de responsabilité. dëgg la de. dañ ci am une grande part de responsabilité et ça il faut le dire. est-ce que jotul bëgg sa bopp. kilifa su fekkente ni suñu état yi joxuñu ñu. un gaal digne de son nom. mais ñu xam ni gaal bi 80 personnes la mun a jël. du gaal gu mën a dem. exactement du gaal gu mun a dem. nañu bañ a engagé seen vie. c'est ça quoi. kon niveau type de sénégalais bi na jóge ci théorie bi dem ci pratique bi. voilà il est temps mu jóge ci théorie bi dem ci pratique bi. exactement lu yomb la lu facile la. par exemple comme ni may wax mais en France ou dans les autres pays. Rwanda par exemple kii africain kenn dootul jël exemple bu njëkk sax dañ daan jéggaani di jël exemple ci les Européens. mais gis nañu maintenant il y a beaucoup de pays d'Afrique yi nga xamante ni ils commencent à comprendre que dans un pays pour que mu dox il faut que ñun ñëpp sérieux. amul police bu ñu teg ci mbedd mi pour muy garder puy sànni ci mbedd. déedéet amul Rwanda mais nit ñi ñoo dem ba conscient ni mbedd mi ñun ñoo ko moom donc ñun ñoo ko war a toppatoo. amuñu police bu ñu teg ci transport yi pour ñuy surveiller ndax car yi ñu ngi koy surchargé wala ñu ngi ko dul surchargé. déedéet mais nit ñi ñoo dem ba conscient que ni oto su fekkee 40 places lay jël bu feesee doy na. war a ci dugalaat une personne de plus. waaw. am na loo xamante ni tamit ci population yi la. nañu bàyyi indiscipline gi ñu nekkee encore une fois. ñun ñoo ciy loru. parce que gaz boobu y avait que benn doomu autorité. te may naqarlu nag di ñaawlu ce qui s'est passé avec le président de la République. parce que inondation yi bi muy am ba léegi ak tonnerre yi di rey nit ñi il est pas sorti. mais il a fallu qu'un fils d'un ministre bokk ci loolu. nga gis ko mu génn ci mbedd mi nekk fa pendant plus d'une heure de temps on est tous des fils des Sénégalais. nañu bàyyi aussi benn traitement de favoritisme bi nga xamante ni dañ koy am ci autorité bi. dëgg la wala dañ koy am ci doomu autorité bi. dëgg la ça aussi je le dénonce. Je le dénonce fermement. dëgg la jërëjëf kilifa ñi ngi lay gërëm bu baax a baax sa kàddu daf ñu doon yitteel ci suba si ci waxtaan wi ñu nekkee parce que ku wax lii di nga wax tamit également ce nouveau type de sénégalais bi ñuy wax booboog léegi mouvement Y en a marre di ko prôné bu baax a baax Coro mu mel ni day dellu siwaat ak Kumba ni ñu ko doon waxee léegi ci comportement yi sénégalais yi war a am ngir déjà aar seen bopp balaa nguur gi di leen aar. parce que mënoo dëkk quand même kalsi ci di xaar président de la république wala di xaar ministre bi wala di xaar ma Samba wala di xaar ma Demba man Coro xam nga sama bakkan bi kenn gënu ma koo bëgg balaa kenn di ma ko bëggal dama koy bëggal sama bopp ba pare ma xam ni que lii mënul nekk duma ci dem parce que damay lor sama bopp parce que tey bu loru amee dans un premier temps balaa ñu naan defoon na lii sax ci réew mi sama famille mooy loru ba pare donc man du ma sacrifier sama life sacrifier waale life ñi nga xamante ni peut-être que directement ou indirectement man ak ñoom dañu lié ça c'est de un la deuxième chose mooy que kilifa yi ku nekk ci ñoom xam li nga war a def nga def ko malheureusement on est désolé de le dire amateurisme moo gën a bëri ci ni nga xamante ne noonu la réew mi di doxee parce que exemple yi bëri nañu du bateau Joola à aujourd'hui chaque jour daanaka at mu jot ñu dund drame bu mën a tax ñu taf suñu gémmiñ mais après les leçons on les tire pas de ces choses là après dañuy delluwaat ci li ñu nekkoon donc encore une fois pour moi il est important de prendre des mesures qu'il faut pour une île boo xamante ne dina recevoir au moins 500 visiteurs chaque semaine et que conditions yi faaw ñu xoolaat ko pour ñu mën ci dellu donc li wër te wër mooy île bi moom fi mu nekk ni dina namm ay visiteurs parce que sénégalais lépp lañ bëgg ba mu des dee donc loolu dina andi tiitaange touristes yi nga xamante ni dañu doom rêver ñëw Sénégal pour dem xooli foofu dootuñu ñëw donc li nga xamante ni moom lay indi ci rëkk-rëkk en dehors de doomu aadama yi ñàkk seen bakkan mooy ce tourisme sénégalais bi nga xamante ni dafay souffrir donc tey ñu nekkoon ci élan bu bien pour jaay la destination sénégalaise bu ñu ñëwee ba tey problème yi am donc dafay indiwaat yeneen problème boo xamante ne
à la limite ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu tourisme lépp lu ñu liggéeyoon boobu ak léegi pour suqali tourisme bu Sénégal lii tey mën na delloowaat dee yi à zéro. Donc je pense qu'il est important que kilifa yi jël mesures yi war mais sénégalais yi ci seen bopp encore une fois bu leen kenn gën a bëgg seen bakkan balaa kenn di leen dimbali nañu dimbali seen bopp balaa kenn di leen bëgg nañu bëgg seen bopp ba pare donc que ku ci nekk ci ñun xam ne li mënul nekk ngir yàlla surchargé car surchargé bus surchargé auto bu mu mën a doon surchargé bateau ça doit être une vieille histoire on doit plus en parler ku nekk bu ko defee sa sacerdoce su bopp je pense que problème yu mel nii mën na wàññeeku et que yàlla mën nañu dimbali xam naa dañuy jéem a yëkkati jotaay bi nag ndax yéen a ngi waajal Midi Culture ci kanam tuuti Coumba Ba ak ñi mu àndal ñëpp Serigne Saliou Seck ak Dior Mbodj balaa ñoo jóg dama bëggoon ñu dem seeti li ci yéene kaay yi loolu it fës na ci bu baax ak ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Seck bu ko jeexee bu ko defee nag ma ñëw ñu yëkkateendoo jotaay bi Alaaji Baye Cheikh moom mooy ñëw wutu léegi ci King Feeling juste après bu ñu dégloo revue de presse bu Serigne Saliou Seck et puis ñu dellu si daanaka yéen kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp fa nu xëyoon démb gontu fa ba fanaan fa la nu xëyaat tey muy njombe la xewoon ca île de la Madeleine l'observateur ne aw tiis dëgg moo fa xewoon ubbil yéen kaay bi journal Rue 15 angle corniche bi xëy di nu nettali na ñeenti doomu aadama ya ñàkkee seen bakkan ca biir ndox ma ba ci seede yu daw yaram dem sax ba nuy xamal ni ba gaal ga di këpp géej ga dafa jalaañoo ndox mi sànni leen ci ay xeer amit ndaw soo xam ni doomam ju toll ci ñaari at dafa bokk ci ñi ñàkk seen bakkan taxit mu traumatisé ba nu yóbbu ko ci l'hôpital bu nuy fajee xel fekk booba dafa waroon a tàmbali stage ca marine Vox Populi ne ña rëcce ca gaal ga kay seede yu nu def metti na ba àgg ci lool teyit ku ko dégg faw sa yaram daw ubbil yéenekaay bi ci biir journal bi Matar nekkoon ci gaal gi di xamle ni gaal googee ñaar fukki doomu aadama rekk la waroon a yab ñoom nag ñu fexe ba xaj-xajal ca ñeen fukki nit faatu ne moom nii la gise woon turandoom di faatu Maguette moom it bokkoon ci soxna ya nekk ca biir gaal ga ne am na benn naataangoom bu ko doon wax baal ma àq jàpp ni ñoom ñëpp dañuy ñàkk seen bakkan Vox Populi ne lii daal mooy tekki ni mbir mi ku ñu méttiwul da nga caa bokku la laas ne dëgg la ndax nag démb bëccëg gu metti te yàgg la ñuy lorule ca gaal ga googee doon dund Aly Ngouille Ndiaye ci biir l'Observateur ak Libération yéene kaay ne mbir mi daal kenn nattable wut ni metti na ba àgg ci lool waaye nag bu kenn yokk ndax nag ñeenti doomu aadama rek ñoo ca ñàkk seen bakkan La Tribune mel ni ko naan ko ëpp na ko ubbil yéene kaay bi journalu des médias bi ne li nguur gi ne ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ca gaal ga suuxoon ca île de la Madeleine du dëgg ndax nag juróom benn ñoo ca faatu Les Échos ne lu ci mën di am daal jabootuk ñi ci loru le bilan bi gouvernement bi joxe àndunu ca ndax nag nee na ëpp na ko yéene kaay bi ne lu ci mën di am daal nguur gi ñëpp a jugoon ci njiitalul président Macky Sall ngir naqarlu lu ni mel Le Quotidien ne léegi leer na gaal ga këpp ca île de la Madeleine ñeenti doomu aadama ñoo ca faatu fanweer ak juróom-ñaar rëcc ca amit ñeenti doomu aadama yoo xam si réer mër la ñu def ci gaal gu suuxe ca Mbuur loolee ca Joal faa juccu la xewe Dakar ba Tiwaawoon jaar Medina Baye ba Medina Gounass ñoo ngay wéy di waxtaane kàddu yu Ahmed Khalifa Niass yëkkati woon Les Échos ne Ahmed Khalifa Niass kay li mu waxoon moo di na président Macky Sall nangoo xalif général des Tidianes ca Tiwaawoon jébbal ko waa Medina Gounass Vox Populi Le Quotidien ak L'Observateur maase ne Macky Sall ànd naa ko waa Medina Gounass weddi kàddu yu Ahmed Khalifa Niass yéene kaay Futurs Médias bi ne démb bi président Macky Sall doon jaale ji xalif Thierno Cheikh Ahmed Tidiane ba gannaaw génn àdduna Thierno Abdou Aziz Ba ca Makka fa la xamle ni bu ko kenn dugal ci coowul diine ndax nag yoonu président nekku ci Thierno Ibnu Omar mi doon wax ci turu xalifa bu Medina Gounass ne waxe Ahmed Khalifa Niass yooyee daal yiteelu leen ndax nag ñoom li nu jàpp ak li nuy jëfe moo di taarixu Tijaan yaa ba ci Thierno Mamadou Saïd li nu mas a gëm moo di képp ku wuyoo si te yeewoo ca ëttub Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhum seen sëriñ lay mas a doon Le Soleil ne président Macky Sall kay nee na bu ko kenn dugal ci coowul tarixa ba noppi di sàkku ci Ahmed Khalifa Niass mu ànd ak dal ndax nag président Macky Sall nee na nekkul moom mooy tànn kuy jiite tarixa wala kuy jiite juma ubbiteg juma Masalikul Jinaan léegi tey mu yegg si ubbil Direct Info yéene kaay bi ne yoonu murit kay delloo na njukkal président Abdoulaye Wade ndax nag délégation bu mag te am solo la fa xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké yabal ba tax góor gi ne leen dina ñëw teewe ubbiteg Masalikul Jinaan keroog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sattus mbar bii nu dëgmal téeméeri million ci xaalisu CFA yi nu doon laaj Oustaz Taïb Socé ngir ñu génne ko ci kaso bu Rëbës ba mu nekk La Tribune yéene kaay nee na koppar ya mat na ba tax yéene kaay bi des médias bi xëy fësal ci xëtam ne Oustaz Taïb Socé léegi tey mu dellu këram. jërëjëf Serigne Saliou Seck ñu ngi koy gërëm bu baax a baax li gën a fës nag ci yéene kaay yooyu lay bokk na ci la xew ca
île des Madeleines ou île de la Madeleine parce que bu ci ne am na ay version yu bëri yoo ci dégg waaye nag ñi ngi gërëm bu baax Serigne Saliou Seck Thioro mi nga xam ne defoon na fa reportage xam naa dina ko jéem a génnewaat nee na île des Madeleines te c'est important de la Madeleine voilà ñu préciser loolu jërëjëf di gërëm bu baax rédaction bu King FM bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci subaak léegi ci jotaay bi li ci gënoon a am solo nag mooy tey dañoo xawoon a xaabaabal tuuti jël ay réaction bokk na ci Pape Alé Niang di journaliste waxtaanoon ak ñun un peu ci li nga xam ne tey nag actu commenté daanaka moo jël jotaay bi yëpp ndax li nga xam ne moo xew ci île de la Madeleine te muy jëye joo xam ne ñu ngi koy naqarlu Serigne Mbacké Ndiaye également naka noonu nekkoon koo xam ne yoroon na kàddu nguurug Sénégal ci jamonoy Abdoulaye Wade moom it ñu waxtaan ak moom un peu ci li nga xam ni mooy communication bu nguurug Sénégal naka noonu monsieur Thioune moom it nekk coordonnateur ci ñi nga xam ne ñooy pêcheurs yi ci wàllu dialogue bi moom it waxtaan nañoo ak moom ci jotaay bile di gërëm bu baax également kilifa bu Y'en a marre ci waxtaan wi maître El Hadj Diouf nag jotuñoo jokkoo ak moom ndax ma nga ca ndekki la nee na ñu ngi koy gërëm bu baax maître rendez-vous peut-être très prochainement ci suñu yeneen i antenne waxtaan ak moom di gërëm bu baax équipe bi ñu àndaloon ci subaak léegi Serigne Saliou Seck ak Koumba Ba naka noonu ki nga xam ne moo di Mamadou Fall bu rédaction wu King FM Thioro Mbar Ndiaye mi nga xam ne moo ñu ci mujjee gunge moom it ñu ngi koy gërëm bu baax Yacine Rasoul moo nekkoon ci digital bi di gërëm ci partie technique bi Dominique ak El Hadj Daouda ñoo ñu jàppale woon ba ñu mën a yemb ki coordonné lii yëpp nag mi ngi tudd Ndeye Mati Dieng di coordonnatrice bu 9-11 on se donne rendez-vous inchallah demain di jégaluwaat ci xabaaba bi Baye Cheikh mi ngi ñëw gunge leen léegi ci King Feeling ba 14h juste après suñu programme dafay wéy ci la première radio digitale bu Sénégal